suñu jotaay télévision Futur Média le point corona fii ci Almadi tey yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ñu ñëw ci suñu jotaay dinañ leen defal situation bi bu ñu ci jógee xam ngeen jotaay bi dañuy faral di jël ay ponk yoo xam ne nii war nañ ko waxtaanee xool feebar bi ban jeexital la am ci suñu dundin fan la fekk réew mi ak it bu ñu ci jógee xëy na lan lañ war a soppi ci suñu doxalin. am tey nag loo xam ne nii wax dëgg fa yàlla lu ñu dab la ci feebar bi ndax feebar dund moo tax nit ñi di ko wax waaye bu ñu demee ba nit ñi di ci génn àddina muy am coow gannaaw ba nga xam ne ni wàcc nañu loolu jar nañu taxaw xoolaat suñu bopp. ndax feebar bi tey dañoo wax ni ngir mu jeex fi kilifay waa kër docteur kilifay réew mi delloo nañ lépp communauté bi wax ni du feebar boo xam ne dañ koy faje rek ci kër docteur dañoo bëgg société bi ku ne sóobu ci. waslu ci àq te ñu ne liy tax mu jóge fi ku ne mën na ko aajuwul ci daraja aajuwul borom màqama du borom poos bu diis ku nekk ngay set ci say loxo foo toll di raxasu muy set boo bëree ay yitte dajale ko bu dee juróom la nga dajale ko dox ko benn yoon duggaat sa kër looloo tax couvre-feu bi nekk fi pour ñu wàññi yitte yi ci biti bu dul loolu it ñu ne ñu wàññi saafonte bi xew yi xam ngeen ni ku ne xam na ni dakk na marché yi nag gannaaw lu mënta ñàkk la demoon nañ ba di ay ayloo sax loolu yëpp ngir bañ jaxasoo bi waaye jaxasoo bi ci bu ñuy dund la gannaaw nag feebar ak dee ñoo ànd donte dañuy wax ni feebar ak dee jotewuñu dara waaye am na fanweeri nit ak juróom ñett yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci feebar bi am lu tàmbali di feeñ ci bu ñuy bëgg a denc nit ñi werante di ci am ndax nit ñi ragal nañu wàllante am ci danañ ci ñëw léegi suñu gan yeyoo nañu gindi ñu ci stratégie bu bees bi nga xam ne nii stratégie de prévention la waaye ak li muy àndal yëpp ndax tey bu ñu delloo yëf yi ci communauté bi dafay am lu muy àndal loolu yëpp dinañ ko waxtaanee. waa kër docteur bi nga xamante ni nii def nañu situation bi yaatal nañu test yi nga xamante ni nii def nañu ko wax dëgg fa yàlla test yi toll na ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci ay test yoo xam ne nii def nañu ko. bi ñu ko defee it doomu jàngoro ji feeñ na ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom 95 personnes doomu jàngoro ji feeñati na ci ñoom yokk ci lim bi nga xam ne moo fi nekkoon kon tey ci kër docteur ñi fa tëdd ñu leen di toppatoo ci wàllu kër docteur mu ngi toll ci 1622 personnes yu ñuy traité junniy nit ak juróom-benni téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wax dëgg fa yàlla en temps normal sax bu ñu nee Sénégal junniy nit ak juróomi téeméer ñu ngi tëdd hôpital. xel yi war naa xam ni lal yu ko matale sax ci suñuy hôpitaux amuñu ko en temps normal waxuma la nag ñu ne benn feebar bi moo tëral junni nit ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar kon ñu war a gën a waslu ak farlu ci moytandiku bi. feebar bi it ñi ñàkk seen bakkan wax nañ leen ko léegi toll na ci fanweer ak juróom-ñeent ñoo xam ne ni ñàkk nañ ci seen bakkan bu njëkk bi le 31 mars la woon muy Pape Diouf moo ci njëkk ñàkk bakkan le 31 mars feebar bi dugg fii le 2 mars loolu it baax nañu koy fàttali ndax feebar bi am na réew yu mu dugg mujjee faa dugg dégâts ya mu fa def tey yàlla nañu ump état bu mel ni kii États-Unis d'Amérique ñu ngi leen doon wax démb ñu ngay dàqe 100 000 morts romb nañu ko léegi téeméeri junni nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan état bu mel ni ki New York rek feebar mu ngi fa dugg le 1er mars ñoom ci seen bopp rek wàllu bopp rek ñu ngi ci 35 000 morts te feebar bi le 1er la fa dugg fii le 2 kon ñun am nañu lu ñu sante yàlla baax na ñu koy fàttali nit ñi waaye lépp dafa ànd ci farlu bi ñu continuer di farlu. démb suñu jotaay bu ñu dellusiwaatee fii gannaaw fàttali bi ñu leen def ci chiffres yi démb ci suñu jotaay waxtu wi directeur de la prévention. docteur Mamadou Ndiaye la ñu fi dalaloon ak médecin chef régional bu Dakar muy docteur Ndeye Maguette Gaye ñu leen di gërëm vraiment ci message yi nga xam ne délivré nañ ko fi xam ni li nga xam ni moom la ministère de la santé wax nee na ñëpp sur le terrain équipe am yi administratif yi ñëpp sur le terrain ndax léegi feebar bi communauté bi la ñu ko delloo ngir transmission communautaire bi ñu dakkal ko ndax loolu moo ñu gën a sonal ñoom mbégte nag wax dëgg fa la dalal fi ñoo xam ne yeyoo nañu ko ndax ñoom ñooy organiser lépp. mes respects monsieur le préfet de Dakar Alioune Badara Samb dalal jàmm. merci beaucoup mon cher ami ñoo ngi lay sant ci
jotaayu tey bi invitation bi ñu def ñu bëgg lool waxtaan ak waa askan mi ñëpp ñi nga xam ñooy seetaan télévision Futurs Médias ñu bokk également ak sunu naataango sunu xarit médecin colonel Dieng Sarr nga xam ne moo jiite service national d'hygiène ñaan yàlla lépp luñ fi wax muy njariñu askan wi et puis peut-être ñu bañ fee dikkaat ci lii. du yomb xam naa mais jullit moom am na droit ñaan sabablu ba nga xam ni peut-être ni mu doonee événement phare fi ñu toll nii yàlla dimbali Sénégal ba ci ab diir bu bañ a yàgg incha allah ñu mën a daan corona bi ba nit ñi jublu ci leneen. préfet de Dakar Alioune Badara Samb feggoo ci waxtaan bi ak médecin colonel Moussa Dieng Sarr ma fàttali ni jaaroon nga fi ci jamono boo xam ne dañu doon waxtaanee taxawaayu force de défense et de sécurité ci biir réew mi ci jamonoy 4 avril bi la woon nga xam ne ren défilé amul waaye ci jamono boobu waxtaanee woon nañu njariñu force de défense et de sécurité yi ci li nga xam ne nii moo di feebar bi service d'hygiène bi nga xam ne nii yaa ko jiite tey la ñu gën a soxla taxawaay bi xëy na ci li nga xam ne nii mooy feebar bi colonel Moussa Dieng Sarr dalal jàmm. voilà Ablaye merci jërëjëf maa ngi lay delloo di la nuyu di nuyu monsieur le préfet du département de Dakar monsieur Alioune Badara Samb di nuyu waa groupe Futurs Médias yi jàpp ci liggéey bi yëpp di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan di la gërëm encore ci invitation bi nga ñëw defal fii pour may ñu gën a waxtaan ak askan bi pour gën leen gindi ci xëy na yenn lëndëm yoo xam ne ba léegi mi ngi des ci bopp nit ñi te jëm ci feebaru coronavirus bi. donte que ni depuis que feebar bi génn ci àddina bi ñu ngi ci continuer di wax mais yaakaar nañ ni boo xoolee yenn développement yi yaakaar nañ ni am na yoo xam ne tamit ba léegi ci des naa leer ci boppu askan bi occasion bi nag defe naa dinañu may aussi ñu dolliwaat ci rek ay xalaat dolliwaat ci ay leeral pour que tamit communauté bi comme ni nga ko waxee nga xam ni phase bi ñu toll ci feebar bi quand même lu bari loo xam ni ci xeex bi ci seen loxo la war a féetewu pour que ñu mën a gaaw génne feebar bi ci biir Sénégal. bu ñu ko xaralay mayee dinañu jokkoo ak préfet bu Pikine. bu ñu ko préfet de Dakar mayee collègue am la préfet bu Pikine ndax dafa am loo xam ne ci banlieue bi la xewee. bu fekkee ni jekk na monsieur le préfet Moustapha Ndiaye est-ce que mu ngi fii comme ça ñu nuyu ko ñu dalal ko ci waxtaan ndax xam na loo xam ne ci banlieue bi la xewee monsieur le préfet Moustapha Ndiaye ñu ngi lay dalal. monsieur le préfet Moustapha Ndiaye ñu ngi lay dalal. oui waaw maa leen di fay. voilà may wax ni ñu ngi ci plateau bi ak sa collègue préfet de Dakar Alioune Badara Samb introduire nañu ko léegi ak le médecin colonel Moussa Dieng Sarr directeur du service national d'hygiène jokko bi nag ci xarala yi xam naa ni du yomb pour suivre émission donc ñu des ak yow rapidement gannaaw bi nga xam ne ni wax nañu jotaay bi dañu ko jëlee ci le président de la république wax mu ne ci li ko scientifique yi wax virus bi mu ngi fi ba ab diir septembre la ko jàpp ci lu mu gën a gàtt ba mu digal ñu apprendre à vivre avec le virus dinañ ñëw léegi ak préfet de Dakar ci dégg-dégg buñ ci am ak nu ñu koy mettre en articulation monsieur le préfet Moustapha Ndiaye apprendre à vivre avec le virus boobu ban dégg-dégg moom nga ci njëkk am li tax ma njëkk laa dugal mooy comme jokkoo bi yombul. waaw dalal jàmm. maa leen di fay di leen remercier ci invitation bi ngeen ñu defal. ngir ñu mun a dérouler li nga xam ne nii bokk na ci ñun suñu plan d'action muy communication pour un changement de comportement dégg-dégg bi ñu am ci loolu président wax ne apprendre à vivre avec le virus dafa nekk dégg-dégg boo xam ne moom lañ doon xaar ndax tëbul tëb rek wax loolu dafa am fu mu ko sukkandiku fu leer nee na waxtaan yi mu waxtaan ak experts ak spécialiste yi en ci virus bi nee nañ ko effectivement dinañu am virus bi fii suñu réew ba mois de août wala septembre loolu nag dafa am loo xam ne nii moom la war a soppi ñun ci suñu taxawaay mooy fexe ba xam ne suñu économie suñuy activité li nga xam ne nii mënul ñàkk ñu dem di ko doxal di ko wëyal di tout le temps laissant gardant à l'esprit maanaam ñu bàyyi xel que ne jàngoro ji mi ngi fi apprendre à vivre avec le virus dafay supposer ñu suñuy comportement
ak suñu taxawaay ñu dëppale ko méngale ko ak li nga xam ne nii moom la spécialiste yi wax ci feebar bi ne moo koy joxe ak moo koy moytuloo doomu aadama pour man loolu lu mën a nekk ndaxte bu ñu xamee niñ koy joxe bu ñu xamee nit nu ngi koy wàllee beneen doomu aadama ni moom te xam nañ li ñu koy moytuloo yaakaar naa ne du jafe ñu sàmmonte ak li nga xam ne nii moom la kilifa yi wax maanaam adopter les comportements et les mesures barrières yaakaar naa ne loolu dina am lu muy laal tuuti rek ci suñu activité traditionnelle waaye du mun a arrêter suñu activité économique donc li ma ci jàngat mooy loolu lu mën a nekk la te kenn ku nekk ci ñun muy sénégalais yi na jàppee boppam benn soldat ci xeex bi di déglu ay digal di bàyyi ay tere te vivre avec le Covid lu mën a nekk la bu fekkee ne jàpp nañu ne ñun kenn ku ci nekk am na wàll ci xeex bi mooy sàmmonte ak les mesures barrières. Monsieur le préfet Moustapha Ndiaye ñu ngi ñëwaat léegi parce que dinañ ñëw ci point boo xam ne nii dinañ la ci soxla trop gis nga suñu thème sax ni ñu ko articulé apprendre à vivre avec à la vie comme à la mort ndax tey déegi sax dafa dugg si ci dund ak virus bi dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam monsieur le préfet Alioune Badara Samb dafa mel ni bi président de la République waxee ba joxe digal yi ci apprendre à vivre avec le virus ñu bëri dañ cee jàppee ni combat bi de daf mel ni bàyyi nañu ko wala yolomal nañu ak dogal yi nga xam ne ni moom la àndaloon ci ne ñu ubbiwaat barab yi nga xam ne barabu rassemblement la jàkka yi ak yooyu est-ce que loolu jafelulul seen liggéey pour ngeen continuer di xiir nit ñi ñu respecter digle yi ak mesures barrières yi ak est-ce que nit ñi dégg-dégg bi ñu ci waroon am dégg-déggu yolomal la wala déet. waaw maa ngi lay gërëm Ablaye xam nga kilifa bu waxee wolof Njaay nee na wax baax na mën a wax baax na mais mën a dégg mooy li gën xam nga mbir bi bu mu dikkee boo ko seetloo feebar bu yees la maanaam du feebar boo xam ni amoon na ba nit ñi xam ko donc loolu bi mu ñëwee daal di dal ci Sénégal comme ni mu dalee ci réew yëpp président de la République dafa jël ay mesures yoo xam ni yaakaar naa bu ñu seetee ci histoire taarixu Sénégal c'est la première fois ñu décréter un état d'urgence boo xam ni la ko sabab ci wàllu wér-gu-yaram la. état d'urgence sanitaire bariwul woon état d'urgence sanitaire noonu lañ ko tuddee même en France. ñu daal di jël ay mesures fortes yoo xam ni boo ko seetee ca départ ba dafa meloon di dañ nañ taxaw ca ni ko nit ñi foogee woon waaye du woon loolu parce que jàngoro joo xam ni réew yu am doole muy Chine muy France muy Italie muy Espagne muy États-Unis yëngal na seeni fondement loolu yow boo dee kilifa bu responsable. bu loolu duggee sam réew la nga war a njëkk a def mooy taxawal nit ñi taxawal bi nag mooy nañ leen takkuwaat xam nga booy takku di nga taxaw benn instant bu ndaw même bu dee benn simili la yeewaat say jàjj taxawaat xool fi nga jëm loolu lañ comprendre woon ci première mesure forte yi ñu saluer ko nit ñëpp daal di xool xam ne mu ngi mel ni ko buñ doon nodd ci jàkka on fait un rappel des troupes loolu la nit ñi def ba nga xam ne ku nekk xamoon nga ni lii mesure salutaire la nga gis toutes les composantes de la nation daal di jóg ñëpp ànd daal di takk daal di doon benn say waaye li wolof njaay naan boo amee sa kër nit gane si la gan nga nanguwul a ñibbi wala bëggut a teel a ñibbi yow mënoo tuxu dem ba ko fa foo jaar na nga xool nooy defaraatee sa toogaay donc mesure yooyu président de la république du jël ni ko sama collègue Moustapha Ndiaye waxee noonu lañ ko comprendre bu nit ñi foogee ni dafa yàq dara ci liggéey wala dafa gën a jafe peut-être dégg-dégg bee des parce que am réew boo koy gérer wala booy gérer même sa kër dafa bari ay paramètres yoo xam ne ñoo koy dugg jàjj la sax pour que Sénégalais yi nga xam ne tiitoon nañ yeneen tiitaay ba ñëweetuñu def leneen ñëweetuñu à la limite dund ñu comprendre que il faut que mbir mii nga xam ni dugg na fi parce que boo xoolee entre la première mesure ak li nga xam ni entre guillemets nit ñi dañoo jàpp ni assouplissement bi la sax man ma jàpp di loolu am na ab diir ñaari weer yooyu xam nañu jàngoro bi as néew am na lu bëri loo xam ni boo ko seetloo tiré nañ ko comme enseignement. parce que la ci am solo mooy lan mooy vivre man apprendre à vivre boobu moo vivre bi rek moo ma ci intéressé maanaam ñu dund. parce que en un moment muy yow muy man muy ñu bari sénégalais foogoon nañ ne dañ naan yàcc ni sax mbir mi daan nañu ba pare mbir nag bu la songee da ngay dëgëraat say tànk ba pare nag daal di nangoo siggi boobu la président de la république laaj nit ñi
maanaam ñu def ba nga xam ne lépp luy suñu yitte luy suñu soxla luy suñu liy gën a jëmale réew mi kanam ñu farlu ci sa du tee mbir mi même bu fi nekkee daan ka daan sa du tee du yàq dara donc jàpp naa ne ci suñu liggéey boo xoolee réorientation yi am day wane ni on a adapté li tubaab naan jéem nañu joyanti action yoo xam ñoo ngi koy def sa du tee xeex bi moom ñoo ngi koy continuer donc loolu laa jàpp ci apprendre à vivre avec le Covid. monsieur le préfet xam nga boo déggee au début xel xalaatul woon sax nit di jege virus bi wala lu nuroog moom wala sax di dund ak koo xam ne nii virus bee ko dal tey dem nañu ci situation ba di wax hospitalisation domiciliaire di wax xëy na ñoo xam ne bu ñu amee virus bi sax mën nañ leen bàyyi seen kër début bi dañ doon jël koo xam ne takk nga sax ci ko am virus bi ñu ber la ci hôtel donc bu ñu gisee évolution boobu est-ce que ci bopp nit ñi du day waaw finalement kat affaire bi kon ndekete garaawul est-ce que dégg boobu boobu aussi mënul Ablaye man jàpp ma loolu xam nga da nga wax ju am solo yoo xam man mi xalaatoon naa ko le 1er mars ak le 2 presque benn fan la bis bi Sénégal enregistré son premier cas am na réew yu ñu ëpp doole lool yoo xam ne enregistré nañ seen premier cas defal une comparaison rek entre premier cas boobu ba mu duggee ci réew yooyu ak Sénégal gis nga mesure yooyu ñu jëloon jël nit ñi yóbbu leen ci hôtel yi muy ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñii nekk nañ un contact un temps soit peu avec des personnes positives amaana jàpp naa ni loolu moo ñu sauvé ba fi ñu toll ni boo xoolee suñu nombre de cas c'est très 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 raisonnable parce que lu wolof nee na lu la bett mën na c'est une mesure boo xam ni jàpp naa ni sacrifice bu rëy lañ def parce que ñooñu ñu jël yóbbu leen woon ci ay l'hôtel ñii ay contact la ñu leen surveiller am na ci ñu positif am na ci ñoo xam dikkaat nañu négatif def na benn déclic ci population yi léegi nag comme ni nga ko waxee dafa am benn changement de paradigme parce que plus ñuy avancer malade yaa ngi jëm bul fàtte ni feebar la kon nag il faut également ñu gën a accès mbir mi ci wàllu traitement boo xoolee capacité yi nga xam bi feebar bi dugg Sénégal capacité de traitement yi bariwul woon parce que yeneen feebar yaa ngi fi sa système bi yëpp duñ ko jël concentré ko ci benn xeex bu naan Covid fenn feebar la ci yeneen feebar parce que kuy gérer da ngay am une perception d'ensemble mais pendant tout ce temps-là nit ñi yaa ngi naan léegi dañ ko jébbal communauté d'accord mu ci parce que pendant tout ce temps-là l'État moo ngi góorgóorlu di gën a yokk système bi nga xam ni prise en charge bi boo fàttalikoo ca départ bi ñu njëkk a jël fu ñu leen yóbbuwoon l'hôpital Fann li ñu naan Fann day fukki lal la fukki fan ak ñaar léegi mu débordé ba léegi jii may wax nii ñaanuñu ko yàlla mais amul benn cas boo xam ne jàpp nañ ni feebar nañ sa jël ñu la ci structure de traitement kon xam nga ni pendant toute cette période là ñoo ngi coulisser di def ay efforts yu extraordinaires pour ne pas pomper sur le système existant bi nga xam mooy faj population yi sa teewul teg nañ des centres de traitement réorienté ba nga xam ne ci wàllu faj bi ba léegi donte li nombre de cas positifs yi bari na yaa ngi ko tudd léegi teewul ñoom ñëpp ñoo ngi leen jël en charge ci ay centres de traitement loolu nag boo koy def moo ngi mel ni comme kuy liggéey da ngay am une vision d'ensemble nit ñi seen xel gën naa dal nañ daan joxañee nit ñi di tiit buñ ne feebar bi dugg na ci benn kër nit ñi mel ni àdduna tukki de plus en plus nit ñaa ngi comprendre que lii feebar la bu yàlla wàccee war nañ mën a trouver les ressorts parce que yàlla moo ñu sàkk nekk ñu nit feebar lu yàlla sàkk la waaye lépp lu yàlla sàkk jàpp nañ ñi nit moo ci ëpp doole moo ci gën a tedd moom la yàlla gën a fonk kon nag on reprend les commandes sur tout loo xam ni yàlla moo ko sàkk kon léegi dañuy jàpp ni ay nit lañ ñoo ëpp doole lépp lu yàlla sàkk kon nag war nañ mën a continuer ak noon bi nga xam ne dugg na ci réew mi mais du tee danañ ko mën a daan mais du tee danañ continuer dund donc ñun loolu lañ jàpp ci apprendre à vivre avec le Covid ça veut pas dire que bàyyeeku leen sàggan leen parce que li ñuy wax yëpp boo ko xoolee sax lépp sax en temps normal lu ñu mën a dégg la dandante leen ñooxante xam nga feebar day wàllaate set leen porte leen masque mooy lan masque bi bul xool masque bi en tant que tel mais fexeel ba nga xam bul wàll sa nawle bu la sa nawle wàll kon loolu c'est des mesures yoo xam lu ñu mën a dégg la sa teewul activité économique yi nga xam moo tax réew mi parce que bu ñu waree liggéey il faut ñu am koppar il faut nit ñi am yeneen yi nga xam day jaadu ci dund yooyu ñu mën koo dox donc jàpp naa ni réorientation am na mais état bi néewul nii croiser le bras daal ni nit ñi àcc jël leen mbir bi déedéet parce que pàcc yi nga xam mooy premier élément déterminant mais xëy na yi gën a fàttali feebar bi ci mesures yi mooy mesures yi tënk nit ñi rawatina ci dem bi ak dikk bi bu weesoo transporteurs yi nga xam ne ñoom ay ñaari weer a ngi nii génnuñu région yi nekk ñëw dem feneen ak nit ñi ci seen bopp ba Sénégal di feete lu mel ni ki Korité
kenn demul dëkk ba nga xam ne nii fa nga fekk baax loolu bokk na ci luy fàttali nit ñi feebar bi. waaw feebar bi am na damay tooñ sa waa Ndakaaru naan leen fi ñu toll nii fexe nañ ba nit ñi génn ñu waaye ñun ñi jiite Ndakaaru man may préfet Dakar tooñ naa suma gars yi ci gën leen waa ñun de bëggoon nañ dem mais gars yi namuñu ñu de parce que bëgguñu ñu indil ñu feebar bi. loolu ci misaal rek day wane ni réew boo koy jiite question de responsabilité la. korité bi mbir bu sell la waaye nag ñaan yàlla ay yeneen korité yeneen fekk ñu ci lii ñuy def fi ñu toll nit ñaa ngi fagaru ba nga xam ni amaana danañ fexe ba bu ñu fexe woon ba nit ñi geste barrière dugg na carrément waxuma sax beneen biir mais doo jóge fii dem ci sa biir kër wàllu ko keneen parce que sénégalais moom la yàlla bindee également koo xam ni alors da ngay bay di bayaat toujours comme ni ñu koy waxee li ñu sañoon mooy buñ ne hëpp li ñu santaane ñëpp di ko def waaye comme woote boo mës a dégg day am ñuy def am ñoo xam ngay jubbanti ñii ngay sanctionné donc yàlla mën nañu suturaal boo gisee les mesures au départ dañ ko fermé woon par localité donc léegi am na avancement nit ñaa ngi permettre ñuy génn à l'échelle d'un département donc boo xoolee Korité gi également on a pris des mesures yoo xam ni gouvernement da ko jël parce que jàpp nañu également pandémie bi dafa localisé dans une zone ñoo ngi xaar suñu tànk tubéy di góorgóorlu ba nga xam ne bu ñu ko gënee endiguer dans la région de Dakar amaana peut-être kilifa yi en fonction réalité ak objectif yi nga xam ne am nañ ko ak situation bi damay demee les mesures yi nga xam war nañ koo jël dañ ko jël metti na mais teewul li nga xam ne mooy farata dëggantaan nit ku feebar nit koo xam sa wàllu liggéey dafa am ci teg nañ benn dispositif pour faire nit ñi ñuy dem ak dikk dontale ni dem bi ni ko nit ñëpp bëggee woon yombeegul noonu loolu nag circonstance kese la. dinañ ñëw léegi ci mise en œuvre bi vraiment naka la ñuy def ba nit ñi jotee ci plan bi continuer di dund ak moom tout en respectant les mesures barrières. ndax xëy na nag bu ne bu tënk bi bu bëggee gën a yàgg ni ba septembre xëy na dana jafe ci nit ñi mais dinañ ñëw léegi ci mise en œuvre bi. Moussa Dieng Sarr médecin colonel Moussa Dieng Sarr yaa jiite service d'hygiène ca njëlbeen bu ñuy fàttaliku ci cas bi nga xam ne nii sénégalais la njëkk a dal parce que cas importé yi wax nañ ni gan moo ko fi indi woon. mais cas bi nga xam ne sénégalais la njëkk a dal hôpital ba mu jaaroon Roi Baudouin la. ba mu fa jógee aussi ñu ngi fàttaliku mesures yi njëkkoon a jël pompé la woon c'est-à-dire que désinfecté jàppoon ni fu waay jaar rek. bu fekkee ni yore woon na fa doomu jàngoro yi ba jaar fa désinfection moo fay am ñu pomper loolu yëpp bokkoon na ci xëy na lu dugg ci conscience su nit ñi ci ne lii bul laal bul jege la. tey ci situation bi nga xam ne moom la ñu toll naka la mise en œuvre pratique bi ci fu borom doomu jàngoro ji jaar sax xëy na jaratul comme ni ñu ko doon defee mais naka ngeen di gunge yéen système bi ma fàttali ni. Prise en charge jàngoro ji am na ñoo xam ne du ñu leen di faral di tudd mais ils sont essentiels mooy hygiénistes yi nga xam ne ñooy toppatoo set gi ci centre de traitement yi ci hôpitaux yi ba ci di gunge ñi nga xam ne ñooy def ay intervention te yéen la souvent bu dul service d'hygiène di ay volontaire Croix-Rouge ay yeneen ak yeneen ci wàllu désinfection bi marché yi gisoon nañ ko fi préfet yi bu ñu jëlaan dogal bu ñu tëjee dañuy désinfecter loolu yëpp est-ce que luy continuer di am la ak naka lañ koy mettre en œuvre. voilà jërëjëf Ablaye question bu nga posé am na solo lool parce que boo xoolee comme ni nga ko rappelé depuis cas bi dugg fii les cas importés parce que même cas boobu ngay wax ni le cas du Sénégalais aussi boobu tamit premier cas bi nga doon wax Roi Baudouin aussi boobu dafa bokkoon si li ñuy wax maanaam cas importé. Tout à fait. boo xoolee peut-être que cas bu nga xam ne aussi feeñ na Touba foofu nga xam ni foofu la cas wu Touba yi jógee. c'était un cas importé. donte que ni sénégalais la woon noir sénégalais mais nag moom boo xoolee ñu mu wàll ci ay dëkkandoom wees woon nañu ñaar fukki nit. donc loolu mooy xamal que ni feebar bi dafa gaaw a wàlle loolu moo nekk particularité feebar bi te it dafa nekk feebar boo xam ni bu nekkee ci nit ki soo jegee nit ki te jëloo yenn précaution yi dala koy wàll. loolu nag doomu jàngoro bi nga xam ni moom mooy joxe feebar bi maanaam nit ku feebar bu ci ay loram. wala mu noyyi yi nga xam ni moom mooy particules yi génn ci bakken bi wala mu wax particules yi nga xam ni tiflit mooy génn ci moom. boo ko jegee su la laalee feebar mën na jaar foofu mu dugg la moom ci boppam sécrétion yooyu bu fekkee ni laal na ci loxoom nga ñëw saafoonteeg moom nga nuyu ko
jox na la feebar bi bu fekkul nga jël say précaution raxasu ndox ak saabu. bala ngay laal sa kanam boo kiiyee parce que xamoo ndax am na feebar bi mën na la dugg. léegi nag boo xoolee désinfection yi nga xam ne service d'hygiène da koy def loolu dañu si jublu pour doomu jàngoro bi bu fekkee ni génn na si biir nit ki nekk si environnement bi maanaam fii toog nañ fi waxtaan ñaanuma ko yàlla am na kenn ku si am feebar bi. c'est sûr que ni bàyyi na virus bi si kaw table bi. on peut le dire fii amoon na cas. waaw kër gi amoon na cas. process boobu moom la ñu def d'ailleurs dañoo désinfecté fépp presque tëj nañu fi bés boo xam ne nii dañoo désinfecté ak service d'hygiène. c'est bon à préciser. voilà loolu de lu ñu si jublu moom mooy faagaagal doomu jàngoro bu fekkee ne am na ku am feebar bi bàyyi ko si environnement bi. mais it ki nga xam ni dafa yore doomu jàngoro bi di dund dañu war a xeex ak doomu jàngoro bi si biir yaramam loolu moo joxe tout le sens mi nga xam ni bu ñu gisee malade ñu yóbbu ko dans les centres de soins. di ko jox ay garab yu muy naan yoo xam ni day faagaagal doomu jàngoro bi si biir yaramam ñun en tant que service d'hygiène produit yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour faagaagal doomu jàngoro bi nit mënu ko naan. nit mënu ko diwoo parce que c'est des produits yoo xam ni c'est toxique mais nag bu fekkee ni doomu jàngoro bi mi ngi si biti foofu lañ ko mën a faagaagale maanaam si surface de contact yi. ou bien mu nekk si ay mouchoirs yoo xam ni sànni nañ ko et cetera et cetera. aussi message yi ñuy jox nit ñi pour que ñuy faral di raxasu seen loxo ak ndox ak saabu loolu yëpp dafa nekk loo xam ni day participer pour nettoyer doomu jàngoro bi nga xam ni nit ki bu fekkee ni nuyoo na beneen nit mën na ko bañ a wàll feebar boobu. léegi nag boo xoolee pompe yi ñuy pompe dañ koy def ci biir hôpital yi xam nga hôpital bi aussi foofu la ñuy téye malade yi foofu la ñu leen di fajee docteurs yi ñëw infirmiers yi ñëw le personnel ñi nga xam ne ñoom ñooy parce que boo xoolee un malade dafa bari ay nit ñoo xam ni dañuy interagir ak moom. parce que ku koy docteur bu koy ñëw di jox traitement di ko visite. infirmier buy ñëw di def soins yi bu amee perfusion moo koy poser et cetera ba ci malade bu mën a loolu boppam. brancardier yi voilà brancardier yi ñi koy indil mu lekk tout ça dañuy interagir ak moom ñooñu aussi il faut ñu leen di protéger parce que sinon mën nañ leen wàll. loolu moo tax équipe yi nga xam ne dañu nekk dans les centres de soins dañu fa nekk 24/24 te dañuy leen traiter périodiquement salle yi fu nga xam ni malade yi fa lañ nekk. ak dépendance yi toilettes yi ñuy utiliser et cetera dañ leen di pour faagaagal bépp doomu jàngoro boo xam ni mi ngi foofu di circuler pour bañ ñu wàll ko keneen. le personnel médical aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo leen di seet di leen suivre combinaison yi ñuy sol ak yooyu yëpp dafa am ay normes parce que doo ñëw rek nga sol comme nu mu ko sol ko nu mu neexee sumee ko nu mu la neexee dafa am ni ñu koy technique boo xam ni moom ngay soloo. am na technique boo xam ni moom ngay sumeekoo parce que booy sumeeku mën nga wàll sa bopp. foofu it suñu présence équipe d'hygiène yi dafa am solo parce que dinañ leen décontaminer ba ñu dindi seen combinaison yeeg yëpp ba nga xam ni ñoom dina leen protéger. maintenant si biir aussi centre de traitement bi parce que malade yi am na ay déchets yoo xam dañ koy produire. compresses yi ñuy utiliser coton yi bon tout le petit matériel de perfusion les aiguilles tout ça yoo xam ne moom lañuy utiliser pour faj malade bi yooyu dafa nekk. ay objets yoo xam ni après ils sont sués contaminés soo ko bàyyee mën na wàll keneen koo xam ni sax nekkul ci structure bi moo tax mbalit yooyu yëpp dañu leen di considérer comme des déchets biomédicaux mais hautement contagieux. donc yooyu aussi dañu leen di décontaminer ensuite suivre aussi filière bu nga war a am procédure bi jusqu'à leur élimination parce que mënul bokk dans la même gestion que yeneen mbalit yi nga xam ni moom la hôpital bi di produire. est-ce que comprendre la wax donc loolu moom mooy sens su intervention yi ñu def dans les centres de soins aussi boo ñëwee ci kër yi malade bu ñu dépister dans la maison supposé nañ ni tamit doomu jàngoro bi xëy na mu ngi fay circuler bu boobaa aussi dañuy envoyer les équipes d'hygiène ñu ñëw foofu ñu désinfecter ko. foofu systématiquement fu ñu détecter malade. dañuy dem systématiquement d'accord waaw dañuy dem ñu désinfecter les maisons. il en est de même aussi dans les yenn sites yi nga xam ni foofu la ñuy héberger les sujets contacts qui étaient suivis. Et maintenant aussi de plus en plus des malades qui sont confirmés positifs. On les traite régulièrement. mais colonel xam nga désinfection yi lieu public yi. léeg-léeg nit ñi am jaaxle. ne ñu ngi pomper te mu doon barab yoo xam ne ni marché la. barabu lekk est-ce que baax na ñu wax ni. li ngeen di pomper.
mën na rey doomu jàngoro waaye est-ce que mën naa indil nit lor ci ñu pomper ko ci jaww ji mu tegu ci lekk wala dara lu ñu ubbul ak nangam ak nangam. voilà parce que produit yi ñuy utiliser dafa nekk produit yoo xam ni dafa am homologation organisation mondiale de la santé donc dafa nekk produit yoo xam ni bu ñu ko homologué wul ñun amuñu droit utiliser ko. d'abord dugg sax ci biir dëkk bi parce que bon y a des produits yoo xam ni y a une commission nationale buy gérer tout ce qui est ces produits bu amul homologation du dugg ci biir dëkk bi. donc produit yi ñuy utiliser dafa nekk produit yoo xam ni c'est homologué et yoo xam ni amul benn danger. est-ce que vous avez vu par rapport à. mais lu ñuy lekk du lu ñuy lekk. non d'accord voilà lu ñuy lekk mais ça veut dire que utiliser. aux doses yi nga xam ni moom la ñu koy utiliser aux doses thérapeutiques amul benn jaxital bu dangereux ci nit ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci environnement boobu. aucune. inquiétude yi ngay pomper marché. marché ak nga xam ne produits alimentaires yi am na fa ak yooyu. nit ñi ne fii pomper nañ ko démb di du ma fi jënd wala boog xalaat ni. mën na tegu ci dara loo xam ne mën na ko indil lor. foofu laay waxee est-ce que lu mën a nekk la ou pas du tout par rapport ak dose yi ni ngeen koy utiliser. voilà parce que bu ñuy traiter aussi les marchés dañ leen di avertir hein. Même traitement yi ñuy def généralement même en dehors du Covid les lieux publics à chaque fois bu ñu koy traiter. dañuy leen di avertir c'est-à-dire à travers soit les autorités administratives ou bien les autorités municipales. pour que nit ñi jël seen disposition yëpp pour tout ce qui est des aliments des produits yoo xam ne c'est à consommation ñu mettre leen ñu protéger leen. colonel xam gars yi dañoo tëxët de. léeg-léeg nag nga gis koo xam ne nii. wax dëgg fa yàlla. voilà c'est ça. xëy na du ko jàppee noonu daal. voilà c'est ça bu tëjee rek jàpp na ni tëj voilà c'est ça. mais malgré tout ça quand même aux doses qu'on utilise franchement il y a pas cette toxicité que les gens peuvent craindre dans les marchés. Particulièrement parce que boo xam ne ci marché yi là où on vend les produits les denrées alimentaires mais pratiquement je pense que là franchement le danger aussi n'y est pas. La régie bu ñamee waa Croix-Rouge. ak le préfet Moustapha Ndiaye ñu ngi ñëwaat léegi. monsieur le préfet xam nga li fi gënoon jafe sax ci seen liggéey. bokkoon na ci lieux yi nga xam ne mën na wax établissement recevant du public comme ni ngeen koy waxee dans le jargon mais marché yi. marché yi gënoon na nekk lu gënoon na problématique pour rompre la chaîne de transmission communautaire bi nga xam ne nii moo jaaxaloon ñëpp amoon nay dogal yuñ ci jëloon ci ay loo sax pour tëj di mën a raxas fan lañ ci tollu tey ak wax dëgg fa yàlla léeg-léeg nga dem ci marché yi bu ñu waxee dëgg rek léeg-léeg nga ne nit ñi dunduñu feebar bi xanaa parce que li ñu fay gis ci raj-rajloo dajaloo ak bañ a sax sol masque wax dëgg fa yàlla nit ñaa ngi sol masque ci mbedd yi mais am na marché yoo xam boo fa demee da naan ñii dunduñu feebar bi fan la ñu toll ci mesure yooyu pour applicabilité bi aussi mu doon loo xam ne ni lu mucc ayib la pour amal njëriñ prévention bi nga xam ne ñu ngi ci. waaw Ablaye maa ngi lay gërëm xam nga àdduna moom li may faral lépp responsabilité la bu ma nee la tey jii Sénégal yëpp wala biir Ndakaar yëpp ñëpp a ngi sol masque loolu nekkul li xam moo am. mais reconnaissons quand même que am na effort yoo xam ni parce que nit aussi da nga koy waxal li am. am na effort yoo xam ni am na reconnaître nañ ko. xam nga ba ne dañuy tëj marché benn fan ñaari fan ñetti fan am na benn impact boo xam ni lu am solo la ba ñu nee dañ leen koy tijjil d'accord nañ ci condition yoo xam ni buñ ci defee ay effort surtout si geste barrière rek daan ko mën a fekk. yombul woon au départ mais fi ñu toll ni tembe donte li am na ñoo xam ba léegi ñoo ngi ko continuer. ñu ci bari ñoo ngi téye masque yi damay rebondir ci li colonel wax tout à l'heure gis nga bala ñuy pomper parce que fi ñu toll presque marché Dakar yépp bu ci nekk dañ koy def régulièrement week-end bu nekk donc bu ñu tëjee seen jour de fermeture avant ñuy pomper sax dañuy def nettoiement. nettoiement boobu ñu gërëm ci waa UCG ak ñi nga xam ñoo gànk marché yi dañ koy def régulièrement boo ko defee ba mu set ba daal di xaw a jàppandal ci lay waa service d'hygiène doo ñëw pomper souvent bala ñuy pomper sax le jour ji di nga gis gars yi jiitu leen fa. maintenant li nga wax ni lu am la parce que également nit ñi ba léegi des na ca ñàkk a xam la am na ci ñoo xam ni ñooy takk masque mais bu ñu ko takkee ñoo ngi koy wàccee ba fii seen baat am na ñoo xam ñoo ngi takk masque bu ñu ko takkee ci sikkim bi lay yem waaye comme li nga wax rek dañuy continuer di bay di bayaat di continuer di sensibiliser ba nga xam ni ñun li nga xam ni bëgg nañ ko mooy dem ba ñëpp respecter à la lettre les gestes barrières daan ko am yoon wi nag comme di des na encore ñoo ngi ci def lu ñu man fi ñu toll ni ak approche communautaire bi ñu dugal pratiquement dañu bëgg ba nga xam ni ku nekk boo ko defee même boo xalaatu sa bopp di nga ni man war naa am ngor goo xam ni bu ma sama nawle
wàllul ma takk sama masque fexe ba duma ko wàll bu ma sama nawlee wàllul ma jéem koo dànd ba nga xam bu ma yoree doomu jàngoro du ma ko am du ma ko jox bu ma sama ndawle wàllul ci wàllu raxas wala set parce que maa ngi nii di wax mën naa am bu ma ko yoroon ma tisóoli ko wala feneen mu takk feneen kon sama loxo naay fexe ba nuyoo moom fi ñu toll xam nga ne yow fi ñu toll ay la yéwén c'est un acquis qui n'était pas évident sénégalais nga ne ko gisal sa nawle bu ko jox sa loxo c'était pas évident mais léegi alhamdulilah rabbil alamin am nañ ci des résultats très appréciables loolu lañ fas yéene ci wàllu masque yi moo tax ñoo ngi am programme bu am solo sax d'ailleurs daan ci dikkaat pour injecter ko ba nga xam ni ñëpp dinañ fexe ba takk say masque à la limite même sa kër sa boo ko mënee takk moo gën démb man demoon naa ci terrain bi au niveau de Grand Yoff am na ñoo xam dañ ñun comme dañuy génn fu ñu toll fi ñuy dem mënuñoo maîtriser bàyyi nañ suñu ndey wala suñu bàyyi ci kër gi dañuy jéem a dandante as tuut mën ngaa waxtaan nit ñi mètre wala mètre genn wàll doo ko jigéen nit même bu ñu tiimee bool bi nga xam ñoo ko bokk ñi sant Cissé Mbaye nañu fexe ba delluwaat ci cosaan bu ñu tiimee bool bi comme mën nañoo yokk ay ndab yu bëri nañu wàññi wax ji parce que bu ñu waxul amaana peut-être sécrétion yi génn ci gémmiñ dina wàññeeku bu ñu yoree suñuy kaas ataaya bu nit ki naanee ñu def benn tour nañu jëlaat kaas yi ñu dem yóbbu ko raxas ko ba mu set doo cee xelwaat joxaat keneen donc loolu mooy processus bi tax ñu jàpp ni mbir mi comme dana yàgg wax nga ko sànq parce que réew yëpp yàgg il faut ñu changer comportement yi changement comportement yooyu nag yoon wi dana gudd dana yàgg moo tax bi président ne vivre avec le virus mooy loolu léegi nag ci marché yi ak yeneen barab yëpp gis nga li ñu am ci jàkka yi au départ dañu woon nañ ko tëj bañ ko tëjee gis nga li ci xew mais ñi jot a tijji seen jàkka ay la yoon même bu fekkee fépp maasewul vraiment gis nañ des efforts yoo xam ni wane na ni mbir maa ngi dugg nànk-nànk waaxu si la nag fi ñu toll nag Dakar ñun dañoo gën a bëgg làbbali ba nga xam ni ci diir bu tuuti incha allah yàlla jàpp nañ ba ñu sentir que vraiment bés am na ci kaar dafa doon jàngoro nag buy avancé day toll foo xam day nekk li ñaan vitesse de croisière résultat yi dina ñëw mais doo ko gën a gisandoo ci tàng-tàng bi mais jàpp naa ne en tout cas ci wàllu comportement nit ñaa ngi avancé nànk-nànk et ñoo ngi continuer bien sûr même sanction yaa ngi am fi ñu toll nii da ngay gis ci yenn man démb wala bërki démb rek nit dina la woon ne préfet jàppale moom lu xew dañoo téye sama doom lu mu def ma ne ko na fay parce que arrêté bi nga xam ne ministre de l'intérieur jëloon na ko ba léegi taxaw na pour exiger le port de masque dans les lieux publics donc nit bu nekkee ci lieu public war na mën a takk masque yow mii sax bu ñu paree xam naa comme Cissé nga sant ma daal lay wutal benn masque daal la koy jox rek incha allah xam nga nu ñuy def waaw ndax finalement xaw ngeen ma teg sax kersa parce que aussi loolu mooy intérêt wu ñu nekk ci jotaay yu mel nii il est vrai que ñun ci jotaay bi dañuy jàpp ni rek on respecte les distanciation sociale bi wax dëgg fa ci ñuy fi dalal ak njort bu rafet nag mais def naa ci feebar bi ñaar njort daf ci baax xam nga nu ñuy def damay jël sama masque damay sol sama masque yeggalee ko émission parce que yéen ñaar yéen a ngi sol seen masque seen choix la mais je pense que man waruma leen mettre en danger tey parce que tey man maa leen mettre en danger yéen a ngi may protéger sol ngeen seen masque kon man dinaa sol sama masque duma ko sol pendant qu'on a la caméra sur moi mais je vais mettre mon masque quand même comme ça ñu yem ci voilà ñu d'accord ci loolu ci société bi aussi ñëpp war nañoo sol masque mu jeex maintenant ni ñu doon doxalee xëy na njort bu rafet la woon rek ak mayante njort bu rafet waaye nag dama leen di wax ni yéen nekk sur le terrain man ci yéen sax laay gën a douter bon que man sama kër liggéey bi moo tax ma xaw am njort bu rafet sax ci man waaye comme yéen a ngi sur le terrain ñu ngi leen di massaw di leen jaajëfal bu baax mais da ngay nekk ay à risque aussi mais ñun comme dañuy recevoir fii vraiment ñëpp donc on est aussi vraiment à risque donc ku nekk jàpp ci loolu rek farlu. Ablaye gis nga li ma bëggoon wax ci loolu. man dama ne virus bi dafa doon virus bu doy waar. bu vicieux. parce que nee naa gars yi dugg na ci damay citer ñoo xam ni siiw na. premier ministre Angleterre. ñu naan 10 Downing Street. mais Ablaye ban kër la ñu gën a mën a protéger wala la ñu gën a protéger lu kër googu. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni boo leen tuddee dañ naan la man xaw ma fu mu mën a dëkk. donc man pour man wolof nee na dina màtteeg du màtte bul dugal sa loxo. parce que wax nañ ba ni boo xoolee ci réewu tubaab yi dañu topp ba mbedd yi sax ñu koy pompé ka raxas. boo laalee loke sax. ñu fomp sa xam nga réflexe raxas du toujours lañ koy am. réflexe bañ a laal sa bët bañ a laal sa gémmiñ du toujours nga koy am. man mi mën naa yor doomu jàngoro bi tissu wala dara ma teg ko fii ci suñu diggante xam nga ñaari mètre moo ñu séparé. ma teg ko nii maara day taali nga laal ko boo ko laalee boo romboon daan ni garaawul man takkuma masque mais boo romboon sa bët fattu
wala sa gémmiñ am lu ci dugg nga dugal sa loxo doo ko tey réflexe la. kon takk masque bi daal jàpp naa ne comme nee nañu c'est ci geste barrière bokk na ci yi si gën a efficace. nañu jéem a ànd ak moom rek. ñaan yàlla bu bañ a yàgg en tout cas man loolu laa bëgg a fas yéene. ba sama kër sax yàlla xam na ni man mi wax ak yow. comme sama tànk fu ne laay dugg. su ma ñëwee sa gone ñaar ma mais pas yaa génnoon de takkal masque bi. te ma d'accord ko loolu parce que moo gën a wóor. moo gën a dal xel. Moussa Dieng Sarr tey sama sàmben bi moom xaw na maa yey naa ko koy may rek d'habitude ñooy seen i kii mais tey moom xaw na maa yey mais am na loo xam ne ci conclusion émission bi la woon mais ñu wax ci rek bu ñu jógee ci li xanaa sañ nañoo njort ni marché moom wax dëgg fa yàlla ubbi juróom-ñaari fan 360 jours sur 367 xanaa war naa mën a jeex ci réew mi parce que njariñ ñi rek a ci nekk nag di tëj marché di raxas di pomper de temps en temps. loolu man dama ci am yàqin gis nga am na liggéey bu am solo boo xam ni ñoo ngi koy def sax ak ministre de l'urbanisme peut-être dañul teel a sotti parce que ñëpp d'accord nañ ci suñu marché yi ni mu meloon jaaduwul parce que bu njëkk sax mel woon noonu jamono tubaab boo xoolee marché yi boo demee marché bu nekk am na bunt am na fu muy duggee fu ñuy génnee mais marché yi ñoo dem ba déborder dugg ci kër yi boo demee fu mel ne HLM mënatoo xàmmee fan la marché bi commencé fan la yem loolu nag dafa laaj ñu defaraat parce que mbir boo ci jaaree sa amul jàngat boo ci jëlee kon expérience jarul dara jàpp naa ni buñ ci jógee incha allah ak kilifa yi muy maire yi muy état bi de manière générale am na programme yu am solo yoo xam ni teg nañ ko pour mën a fexe ba marché yi ni mu xar kanam bi mu wane mu bañ ko wane parce que effectivement comme ni nga ko waxee loolu waaw que marché yi sax daa commerçant yi seen bopp ñoom d'accord nañ ni mu mel moo jafe dafa fekk ni nag xam nga boo fàttalikoo Sénégal tomboon nañ période crise depuis les années 70 bi sécheresse bi duggee nit ñëpp génn àll bi ñëw ci réew taax yi réflexe bi ngay mën a def boo fekkee amoo loo mën a liggéey ci taax yi mooy nga jaay boobu ma xam ñëpp doon ay commerçant moo indi lii tey mais jàpp naa ne buñ ci jógee am na falaa budda toogan boo xam ne war nañ koo def pour fexe ba fi ñuy nekk bëgguma stigmatiser mais fi ñuy toogaay yëpp de manière générale muy marché yi muy même biir kër yi même suñu kër yi ni ñu mel ak ni ñu tabaxee sax ça pose problème am na yoo xam ne boo ko seetee ba ci biir Ndakaaru bu njëkk ba boo amee kër da ngay am ëtt mais fi ñu toll nii réew mi demee moo tax gisatoo benn kër boo xam ne am na ëtt am na espace am na fax fu jant bi duggee donc loolu dama yaakaar ni rek feebar bi bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn ci am na enseignement yoo xam ne danañ ko tirer pour mu jariñ Sénégal en tout cas ñun duñu bàyyi parce que bu ñëpp bàyyee dëkk bi day daal di doy waar et jàpp naa ni comme ni ko suñuy kilifa waxee du ñu tegg suñu tànk ba nga xam ne feex bi bu soobee yàlla incha allah rabbi ci Dakar en tout cas am nañ détermination boo xam ni ci ab diir danañ sentir que bu fekkoon ni Dakar mooy épicentre coronavirus bi danañ fexe ba jëm ko daan incha allah parce que ñoo ngi ciy xar suñu tànk tubéy et ñu ñaan également ngeen jàpp ci ñëpp jàpp ci incha allah rabbi ñun de ñu ngi ci Leewtoo ba léegi nag Leewtoo nag koo xam ne mooy avancé rek loolu moo ñu ci jaaxal moom mooy avancé rek fi mu toll waaye ñu ngi taxaw di ko xaar ñu ngi jéem aussi préfet Moustapha Ndiaye est-ce que mu ngi en ligne monsieur le préfet dama bëggoon dellu siwaat ak yow ñu avancé ci suñu waxtaan parce que wax nañu dund gi waaye nag feebar ak dee moo ànd donte wolof day wax ni feebar ak dee jotewuñu dara monsieur le préfet Moustapha Ndiaye est-ce que yaa ngi may dégg. maa lay dégg bu baax. waaw monsieur le préfet dañuy wax ni fan yii diggante démb ak barki démb diggante Malika ak Diamaguène am na vraiment xew-xew yoo xam ne defe naa bariwul sénégalais yu ko rafetlu donte xëy na xamuñu exactement li fa xew ci nettali rek dañuy jàpp ni ñi nga xam ne ñoom la waa kër docteur yi di yabal bu nit wàññeekoo ci Covid 19 bi. nga xam ne waa service d'hygiène waa Croix-Rouge ak volontaires yi lépp ñu teg ko ci ni nga xam ne nii mooy protocole bi pour denc ko ñu ne am nañu gàttandu ay nit ne duñu ko fi denc est-ce que lan moo xew réellement entre Malika ak Diamaguène ak aussi lan moo ci lan pour nga fàttali ñu principe bi après ñu ñëw ci aussi ak sa collègue préfet de Dakar. waaw li xew moom Ablaye niñ ko waxee noonu la amee. dafa am ñu wàññeeku maanaam des décédés de Covid kenn ki ñu waa këram ñaanoon parce que Malika la wóolu waa këram ñaan pour denc ko foofu alors denc nag koo xam ne ni dafa génn àdduna ci Covid bi dafa am benn protocole boo xam ne protocole sanitaire la bu sapeur pompier service d'hygiène seq ko ak médecin yi maanaam dinañu waajal fi nga xam ne nii moom la ñu war a denc waajal bërëb bi ba nga xam ne nii bu dee day wàlle dinañ faagaagal jàngoro bi foofu noonu ñu ko denc
démb nag bërki démb ci Malika lu mel noonu amoon na waaye bi ñu demee ba jub armeel yi pour denc waa ji alors waa population yi nekk boore Malika dëkkee fa ne ñu loolu du ci dal mu nekk nag loo xam ne nii rafetlu wuñu ko ñun ndax réew mi lañ dëkkee ku fi wàññeeku war nañ la mën a defal ni ñuy defal jullit wala doomu aadama bu gëm yàlla bu wàññeeku ma jàpp ne rek loolu réeroo la moo amoon ndax population yi bi ñu ñëwee taxaw ne kii duñ ko fi denc bu ñu leen expliqué woon normalement li nga xam ne nii moom la ñu war a def ba aar askan bi ci jàngoro ji yaakaar naa ne dinañ ko tànk donc loolu am na jàmm gën tamit maanaam lu mel noonu nemmeeku nañ ko mais man ma jàpp ne déficit de communication moo am diggante ñi waroon denc jaag yooyu ñu yore woon ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy population yi dëkkee ci Malika ak ci Diamaguène may profiter ci seen antenne di wax ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suñu mbokk citoyen mbokk sénégalais ñun réew mi lañ dëkk ku fi faatu ku fi ñàkk bakkanam état bi dina jël ay dispositions particulières yoo xam ne ni c'est consigné dans un protocole ba nga xam ne nii nit ñooñu ñu décédé ci Covid dinañ leen denc te lor du ci am du ñi koy yóbbu te lor duñ ko fa bàyyi te lor du am ñu ngi koy fekk loolu moom dañuy dalal xelu askan bi di ñaan yooyu fi jot a xew di yem ko ndaxte rafetul ñu ne dañuy denc benn doomu aadama suñu benn mbokk bu bàyyi bu génn àdduna mu am ñu taxaw ne duñ ko fi defee ndax feebar bi wóoluwuñ ko nangam sax may rappeler na état du Sénégal ak ay dirigeants fii lañ dëkk am nañu ay mbokk fii lu dal askan bi day mel ni ñoom la dal donc ñoom ñoo état bi dina moom moo njëkk ci jël ay dispositions ba nga xam ne nii saafara jàngoro ji du mën a wàll benn doomu aadama en tout cas loolu moom mooy suñu yéene ñu population yi nag mooy askan bi ñu ngi leen di gën a sensibiliser ne denc benn nit bu des bu wàññee bu gaañu wala bu décédé à cause de la Covid loolu jegewul dara luy wàlle ndax service d'hygiène ma nga fa sapeur pompier ma nga fa ak les médecins yi traité vraiment le site donc ñu ngi dalal xelu askan bi di ñaan yàlla loolu nga xam ne nii moom moo jot a xew Malika xew ñu ne mettre ko aussi ci Diamaguène mu yem foofu di leen wax ne ñun ñoo gën a mën a bëgg aar askan bi ci jàngoro ji donc du ñu gis lenn luy lore pour ñu koy indi di ko teg ci askan donc loolu moo fi jotoon am ci bëkki démb ak démb ci Malika ak Diamaguène di yaakaar ne aussi foofu lay yem. Monsieur le préfet balaa ma lay bàyyi parce que gis nga ça nous ramène encore au communautaire à li nga xamante ni mooy responsabilité société bi gis nga feebar bi mu dugg see xëy na tegoon nañ lépp ci médical ci faj bi ba finalement ñu ngi dellu ci communautaire bi pour nit ñi mën a am seen responsabilité bopp ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ci génn àddina fa la ñu delluwaat ci nit ñi ñu mën a comprendre est-ce que am ngay assurance tey ci ni loolu jeex na fa sans que mu bañ a doon ëllëg parce que ñu fàttali aussi je pense que c'est important ñu fàttali ko dañuy wax ni denc ñi nga xam ne ñoo wàññeeku ci feebar bi nombre yi sax gis nga ko dañ koy limiter may ñu sax mbokk yi ñëpp dem taxawu ko te loolu ci suñu baax la fii ci biir réew mi bu nit dee vraiment li gën mooy ñëpp taxawu ko taxawu nag nit koo xam ne nii génn na ci feebar bi gis nga ko nombre yi dañ koy limiter ak yooyu est-ce que am nga assurance ci ni ñu mën koo régler ci waxtaan ak sensibilisation mu bañ a am tegante dënn xëccoo ba xëy na fitna di ci am comme ni mu amee woon. man loolu laa jàpp suñu réew dañuy yàgg di wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo am yaakaar naa ne ñi nga xam ne si ñoom la ñooy concerné mooy askan bu lu mel noonu amee man am naa jàpp naa ne bu ñu leen expliqué wax leen disposition yi ñu jël yépp yaakaar naa ne duñ ci am benn jafe-jafe li amoon Malika nag mooy dafa ànd ak mbetteel. xam nga lu mel nii ñoom ne ñu koo gis lii mi ngi soog a dal suñu askan donc ni ñu koy jàppee ku ci nekk sa xel rek ngay dem ak soxla waaye donc waxtaan
dina am ci yu mel nii saa su ne bu amee ndaxte loolu aussi engagement communautaire fale moom mooy jeexital maanaam fi mu ne nii toll nañ fi nga xam ne nii ci xeex bi askan bi ñoom ñoo war a jëlal seen bopp xeex bi xeex ko nan lañ koy jëlee seen bopp nag ñun ñi nga xam ne nii ñoo am ndomba tànk ñoo am rôle wala responsabilité ci mbir mi ñu koy waxtaane ak ñoom di leen ko diisoon ndax koo ibbi boppam ci li lu ko jaaxal nga ibbi ci boppam yaakaar naa ne bu xamee rek defe naa ne duñ ci mën a am jafe-jafe yi man de fi ma toll nii Pikine jël naa samay matukaay ba xam ne beneen lii bu amee nit ñi ko war a jëlee niñ ko war a traité dinañ ko traité ba nga xam ne ni boo moytuwul askan bi sax dinañu ànd ak ñun ci loolu ndaxte bépp na gaañ-gaañ bi ci am dinañu mat dérouler protocole bi niñ ko war a dérouler ñuy taxaw di ko gis ñu wax leen ko ñu yëpp donc loolu ma lay wax ni comme assurance mën nañu jàpp ne man am naa yàqin ne disposition yi bi leen ko waxee ne nii ak nii lañ koy doxale yaakaar naa duñ ci am benn jafe-jafe. monsieur le préfet jërëjëf. xam naa bu laajee dinañu ñëwaat léegi ñuy dem ak Croix-Rouge je pense que acteur la ñu woon ci li nga xam ne nii xew na te tiis na leen parce que yegg nañ ba ci violente ay volontaire ba Croix-Rouge xam nañu dañoo bokk ci dispositif bi nga xam ne dispositif de riposte la ndax seeni volontaire ñu ngi fépp aussi di accompagner. Abdou Khadre Thioune coordonnateur des opérations bu Croix-Rouge géographe en santé de formation dalal jàmm yaa ngi ñu dégg Abdou Khadre est en visio avec nous Abdou Khadre yaa ngi ñu dégg visio bi nag moom dafa xaw a sant Samb xam naa dinañuy xool ak moom Abdou Khadre waaw ok Abdou Khadre est-ce que tu nous entends Abdou Khadre Thioune coordonnateur des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise Abdou Khadre est-ce que yaa ngi ñuy dégg bu baax il y a un décalage je pense il va nous entendre bon Abdou Khadre ne nous entend manifestement pas mu ngi ci yeneen Abdou Khadre est-ce que yaa ngi ñuy dégg bon il ne nous entend pas essayez de voir ça en régie après ñu dellu siwaat médecin colonel Moussa Dieng Sarr seen équipe yi dañuy gunge ñi nga xam ne nii ñooy dem ci rob yi je pense que sénégalais idée bi ñu ci jàpp mooy c'est important si ñu taxaw ci génn ki nga xam ne moo njëkk a génn àdduna ci feebar bi Pape Diouf la image pas image photo mais ni ñu ko nettalee woon defe naa sénégalais jàppoon nañu ko ci ne vraiment sutura bu am sutura la yoo xam ne ay quelques personnes la ñuy autoriser délégation bi sax wax nañ ni ko composé woon pour ñu suturaal nit ki ci teewaayu aussi ay quelques membres famille am est-ce que mën nañoo fàttaliwaat protocole bi nga xamante ne nii mooy protocole rite funéraire bi pour ku génn àddina ci Covid bi nit ñi bañ a xam ni nit ñi mën a xam ni aussi virus bi du jóge ci bàmmeel bi pour doxantu le lendemain. ok Ablaye vraiment question boobu sawar naa si tontu si bon li tax parce que dama gis lu xew bërki démb à Malika démb fële aussi à Diamaguène Sicap Mbao mu nekk loo xam ni bon man daf ma bett man daf ma bett parce que foogoon naa ni quand même askan bi. avec communication bu nga xam ni ñëpp du ma wax ministère de la santé rek tous les départements ministériels les organisations de la société civile et cetera ñëpp ñi ngi wax ci feebar bi depuis mu am. ku nekk mi ngi ciy joxe ay informations. foogoon naa ni quand même nit ñi xam nañu assez d'informations ci feebar bi naka la tëddee naka lay dikkee naka lay wàllaateeg et cetera. ce qui fait que moo tax réaction bu ma gisoon man daf ma bett sincèrement. Pourquoi? Parce que dama gisul vraiment lan moo war a nekk fondement telle réaction de la communauté parce que boo xoolee nit ki génn na àddina ñu ni ci feebar bi la génne àddina feebar bi avant muy dugg ci biir Sénégal ñun en tant que ministère de la santé à travers le comité le centre des opérations d'urgence sanitaire nga xam ni foofu la différents groupes opérationnels yi di siéger mais groupe opérationnel bu nekk dafa defar maanaam tabax li ñuy wax les procédures opérationnelles normalisées loolu boo xoolee ñi travailler dans les prélèvements pour xool ndax nit ki am na doomu jàngoro wala yoru ko ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk dans le volet du traitement ñi nga xam ni ñooy faj malade yi ñi nga xam ni ñoo nekk ci surveillance
ñi ngi nga xam ne ñoo yore logistique bi yooyu yëpp dafa am ay procédure ba prévention et contrôle de l'infection bu nga xam ni service national de l'hygiène moom moo ko jiite au sein de ce comité. voilà léegi si la ñu tënk procédure yi nga xam ni noonu la ñu war a jàppee bu fekkee ni si am na si ku génn àddina si feebar bi et procédure yooyu lu tax ñu tënk ko c'est pour mu bañ am cacophonie en cas de survenue événement yi demee noonu nga xam ni ku nekk xam nañu rôle bi nga si war a jouer tâche yi nga si war a jouer du début ba fin au processus bi. te boo xoolee si processus boobu. waa service d'hygiène ñi ngi si. waa brigade nationale des sapeurs-pompiers ñi ngi si. la Croix-Rouge sénégalaise ñi ngi si. la direction même de l'hygiène la sécurité bi nga xam ni moo nekk ministère de la santé à travers la direction des établissements de santé ñi ngi si. ñoom ñoo seq liggéey boobu ce qui fait que avant que Covid bi dugg si bari na ay feebar yu fi amoon ay épidémie ay choléra. fi la ñu fekk choléra daan na fi am. même bu dul feebaru choléra am na yeneen maladie infectieuse yoo xam ne dina fi daan na fi am te daan na faat ay nit. mais boo xoolee malade yooyu bu ñu faatuwaan ci épidémie yooyu dañu leen daan jël bu ñu leen préparé pare dañu leen di jébal seen mbokk ñoom ñu leen defar ñu yóbbu leen ñu rob leen. parce que danger yi doobu amatu si mais bi nga xam ni yaakaar nañ ni am na danger ba bu nit ki génnee àdduna mais disposition yooyu ci protocole yi moo tax ñu ni famille bi même proche famille bi mais ñu leen sax ñu laal corps bi. loolu yëpp pour bëgg ñoom ñu bañ a am benn souci boo xam ni ragal ni feebar bi mën nañ leen ci wàll à partir ci néew boobu moo tax corps bi ñoom duñ ko laal. mais léegi corps boobu nga xam ni dañ koy jëlee bu depuis ci hôpital bi bu fekkee dafa décédé ci biir hôpital même bu nga xam ni sax des décès yi nga survenir à domicile. ñu testé leen en post-mortem maanaam ñu faatu ba pare ñu door a testé gis ni ñeegi doomu jàngoro bi buñ ko gisee rek dootuñu permettre famille bi mu laal ko c'est les services de santé ñoom ñooy gérer corps bi ba buñ ko denc. bu ma nee service de santé mooy personnel de soins yi hygiène Croix-Rouge sapeurs-pompiers et autres donc loolu yëpp pour que population yi bañ a am benn njàqare si bu ñu manipuler néew boobu feebar bi wàll leen mais teewul di aussi dinañ leen bàyyi organiser ba nga xam ni les rites funéraires ni dañ koy def maanaam nañ ko jullee comme ni ñu ko war a jullee mais duñ ko laal léegi nag procédure bi depuis malade bi bu faatoo bu ñu koy dindi ci centre de traitement bi di yóbbu ci morgue bi yooyu yëpp les équipes d'hygiène dañ koy suivre ñooy traiter décontaminer et tout mettre dans les sacs mortuaires bañ nañ ko ba corbillard autorisé wuñu corbillard parce que y a des ambulances dédiées yi nga xam ni brigade sapeur pompier lañ ko jagleel ñoom ñoo leen di transporter ci seen oto yooyu suñu leen yóbboo ba ci armeel yi maintenant c'est les volontaires de la Croix-Rouge ñoom ñooy procéder à la mise sous terre. te équipé nañ. équipé. suñ ko defee ba pare ñoom ñu désinfecter leen désinfecter les véhicules génnaat ku nekk delluwaat sa base. bu tere mbokk yi mën a taxaw ñaan. parce que defe naa loolu xalaat boobu war nañu ko. voilà les parents peuvent prier. ce qui fait que amul du début jusqu'à la fin du processus de l'inhumation amul benn yoon foo xam ni. parents yi wala communauté ñi koy accompagner dinañu am accès au corps ba nga xam ni mën na leen wàll. donc man honnêtement j'ai pas compris pourquoi nit ñi brutalement ñu jóg parce que bu fekkoon ni sax parce que c'était pas les premiers corps décédés de la maladie yi ñu inhumé bu fekkoon ni dafa am ci jours yi ñu passé am néew bu ñu yóbbu ñu suul ko xëy na ñu àndoon na mu néew bi am ci ñu ci jàpp feebar mën nañu wax. mais loolu amul. donc moi je veux dire que vraiment le service de santé l'État du Sénégal vraiment c'est pour protéger sa population moo tax muy jël disposition yooyu yëpp xëy na sax au début doon nañ yaakaar ni sax xëy na dina metti population yi mais je pense que les gens comprendre nañ ko ba nga xam ni accepter nañu ba bañ a manipuler corps yi pour ñu yóbbu leen ñu inhumer leen. aujourd'hui vraiment njàqare bi comme ni ma koy waxee fu population bi war a tiitee mooy nit buy dund at sa mbokk bu nga xam ni mu ngi dund en tout cas ñi ngay vivre ndoo dans le même environnement ngeen di dund ñi ngeen di bokk ngeen di fokk fi ngeen di liggéey ñi nga fokk yéen a bokk kër et cetera kooku xëy na kooku nga war a gën a mën a tiit si moom mu wàll la maladie bi wala yow nga sax nga am feebar bi te xamoo ko nga wàll ko plutôt que benn néew boo xam ni jotewul ak yow dara vraiment amul foo xam ni mën na fa jaar ba moom mu wàll la si feebar bi parce que
kii denc nañ ko ci benn armeel boo xam ni mi ngi nekk ci sa koñ wala yu demee noonu kooku vraiment amul benn sens moo tax nag vraiment ma bëggoon nag lancer waat le message. pour que nit ñi delloosiwaat seen xel. delloosiwaat seen xel xam ni loolu ñun en tant que service de santé li ñu war moom mooy protéger la population donc du ñu gis loo xam ni dafa nekk un risque pour la population ñu ñëw leen jëbal risque boobu. loolu moo tax ñu jël disposition yooyu ba def ces protocoles yoo xam ni dañuy mettre à côté la communauté pour que bu fekkee ni sax wàllaate day am mu yem ci personnel de santé bi mais plutôt que entourage bi nga xam ne ñoom seen yoon nekk aussi gérer feebar bi. donc encore une fois vraiment maa ngi ñaan daal sunu mbokk compatriotes sénégalais yi ñu delloosiwaat seen xel xam ni yii dafa nekk ay attitudes yoo xam ni daal baaxul daal jarul muy def tache d'huile. jarul muy def tache d'huile parce que bon vraiment nekk na loo xam ni moralement. c'est pas admissible parce que nit ki aussi vraiment dañ ko war a suturaal. bu dee génnee àdduna war dañ ko suturaal ba denc ko d'une manière digne et sécurisée nga xam ni du wàll kenn et puis bon ñu ñaanal ko voilà mu dem àjjana mais loolu moom moo gën nekk fii naan da ngay xool force de l'ordre yi ou bien naan da ngay def ay opposition et cetera loolu amul njariñ amul sens te du ñu jëmale fenn. Monsieur le préfet mel na ni que bu ñu naree perte énergie sax ci. xeex jàngoro ji ba pare di lijjanti ñi ñuy denc maa ngi ciy ñëw léegi parce que ki nekk en ligne pour Abdou Khadre Thioune est-ce que Abdou Khadre Thioune nous entend cette fois-ci. oui maa ngi leen di dégg bu baax. voilà Abdou Khadre ñu ngi jéggalu parce que on a eu du mal ah. ma lay fàttali ni sur notre plateau le préfet de Dakar Alioune Badara Samb. médecin colonel Moussa Dieng Sarr directeur du service d'hygiène bi ngeen gën a miin yéen sax ci liggéey sur le terrain ak yooyu mu ngi fii. on était aussi avec le préfet de Pikine Moustapha Ndiaye ci événement yi nga xam ne xew na impliqué na ay éléments Croix-Rouge. globalement au-delà de événement démb ak barki démb yi ba ñu violenté ay volontaires ak yooyu peut-être Moustapha Ndiaye wax na ko vraiment c'est un incident regrettable te yaakaar na ne ci manque de communication la ko teg globalement seen volontaires yi parce que am na yoo xam ne jaar na fi aussi peut-être liñ ko réglé wul moo indi lii. ci ñu doon dem di jëli ay ñoo xam ne wax nañ ni yore nañ doomu jàngoro ji nit ñi mobiliser wu ne du fi am gis nañu li xewoon sapeur pompier yi nga xam ne yóbboon nañ leen ci benn centre à l'intérieur du pays population bi ne waruñu leen faa téye pour faj leen fa yooyu yëpp defe naa njàqare bi nit ñi am ci feebar bi la. volontaires yi comment vous vous débrouillez ak lan ngeen mettre en place pour yooyu yëpp bañ leen a dalati. waaw maa ngi lay gërëm de nuyu ñoo nekk tey invité aujourd'hui monsieur le préfet colonel Sarr ak monsieur le préfet de Pikine di nuyu également l'ensemble des téléspectateurs de la Télé Futurs Médias di rafetlu également invitation bi nga xam ne invité ngeen ko ngeen permettre ñu également ci exprimer sur l'incident bi nga xam ne dañ koy ñaawlu mu gën a ni ci mu gën a diise daal parce que nekk na incident boo xam ne warul woon a mën a am fekkoon nit ñëpp comprendre nañ mission bi nga xam ne di moom la Croix-Rouge service d'hygiène sapeur-pompier ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñoo engagé wu ci riposte bi parce que ñun Croix-Rouge depuis que riposte commencé ba léegi ñun dañu engagé wu parce que loolu moo nekk suñu credo mooy accompagner les populations atténuer la souffrance des populations aider ñi nga xam ne ni ay populations yi nekk ay populations vulnérables lañ yaakaar naa tey aujourd'hui bu ñu demee ba nit génn àdduna nit ñu taxaw ñi jël volontaire yi ñu engagé wu pour def ko li ñuy wax enterrement digne et sécurisé comme ko colonel waxee léegi yaakaar naa population bi waroon nañu mën a am beneen taxawaay lu dul taxawaay boobu ñu taxawee woon noonu ñu koy ñaawlu parce que yaakaar naa communication daf ci manqué dafa am communication bu mag bu manqué dispositif bi nga xam moom moo am au niveau de parce que population yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci riposte bi dañoo waroon saa yu xëy rek ñu jàllal leen ay message d'encouragement jàllal leen ay message de félicitation pour ñu yokk leen geneen courage yu gën fàkk parce que la ñuy def ñu toogoon bañ ko def yaakaar naa ku ci def sa kër di nga am leneen loola loo tànn lu génn di xeex ndax di bañ ay anti ñun nag croix volontaire yi nga xam moom mobilisé dañ leen a tàggat volontaire yi jël ñu leen rek ñu envoyé leen sur le terrain pour ñu dem donc dañ leen a préparé à toutes les éventualités dañ leen a préparé ba ñu leen di yóbbu sax dañ leen defal briefing dañ leen defal li nga wax aussi de briefing après chaque journée de travail pour xam exactement instant yi ñu dajeel instant bu ci nekk lan ak lan lañu war a comporté woo nan la ñu war a nekk pour nekk modèle parce que dañu am ay devise de la Croix-Rouge boo xam ne dañu war a nekk un volontaire va être modèle wax leen nan la ñu war a comporté wu vis-à-vis de la communauté parce que demuñu pour yàqal communauté bi mais dañoo dem pour dimbali communauté bi donc report bi am commencé di léegi volontaire bi envoyé yëpp ci loolu la ñuy travailler ak ñoom donc dañuy travailler sur la base d'un outil bi ñuy wax le cadre accès plus sûr boo xam ne nii volontaires yi ci lañ leen tàggatee
tàggat nañ leen ba nga xam ni population bi sax nan lañ leen mën a engagé wu ak ñoom mën a def ay sensibilisation ci biir communauté bi ba ñu accepté ñu donc acceptation boobu noonu peut-être am na ci côté yoo xam ne day am ay failles ba nit ñi du ñu comprendre parce que colonel li mu expliqué ñun amuñ ci lenn loo xam war nañ ko ci mën a teg parce que yaakaar naa ni risque de contamination bu amul ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo traité corps bi préparé ko ba mettre ko ci sac bi yóbbu ko transporté ko ba denc ko ci ni mu gën a rafete ni mu gën a ànd ak diineem ak aadaam ak cosaanam yaakaar naa bu contamination amul ci ñooñu warul am ci communauté bi nga xam ne ñoom sori nañ nekkuñu fa sax jegewuñ ko donc cela veut dire que am na compréhension boo xam ne moom moo manqué ci communauté bi ba tax na peut-être ñu réagir noonu mais tey jii su nekkee ñun nit ñi gënoon nañ gën a xam nan lay demee yaakaar naa problème yooyu du am ñun nag volontaires yi tàggat nañ leen ci moo tax lu pour incident yu bari Croix-Rouge doo lañ coon dégg mais bii wax dëgg yàlla bett na ñëpp moo tax it métti nañu rafet ñaawlu nañ ko ñun ñëpp. Abdou Khadre ñu ngi lay gërëm parce que dégg-dégg bi ak connexion bi xawul a baax trop vraiment moo tax du ñu la garder de trop ñu lay bàyyi di la yeewaat nga delluwaat ci liggéey bi mais ñu ngi rafetlu sa kàddu bëggoon nañu sax nga teewoon ak ñun ci plateau bi mais xëy na xat-xat yi moo ñu ko mayul vraiment di leen massaw aussi ci li ngeen di dund may fàttali nii avant nga ñuy quitter je pense que chaque fois bu ñu waxee ni président de la République à commencer par le président de la République chaque fois bu ñu waxee ni ñu ngi féliciter wala ñu ngi encourager le personnel médical je pense qu'il faut comprendre ñi intervenir ñëpp dans la chaîne de la riposte pas que waa kër docteur yi sol blouse yi rek dem na ba ci ni ñu koy waxee hygiénistes yi nga xamante ne nii ay paramédicaux lañ bokkuñu sax ci waa hôpitaux yi mais dañuy ñëw di nettoyer ñibbi seen kër defe naa ni volontaire Croix-Rouge yi bokk nañ ci ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp la ñuy dégg donc fu ñu waxee ni ñu ngi féliciter le corps médical pour seen taxawaay ci feebar bi gis leen ci seen bopp aussi maintenant yi xew je pense que cas isolé lañ koy jàppe rek te yaakaar ni dootul am parce que sa kàddu liñ ci dégg mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo néew bi ba transporter ko wax dëgg fi yàlla bu leen fa dara dalul du ñi nga xam ne nii ñooy romb fekk rob nañu ko ba pare sax parce que ñu fàttaliwaat ko c'est important virus bi scientifique yëpp nee nañu dundam boo ko tegee fenn weesuwul 6 heures xanaa lu ñu rob ba pare kay ba denc ko wax dëgg fi yàlla du génneel boppam pour mën a wàll nit bon le lendemain wala ku fa doxantu wala pour dem jaare loolu yëpp dañ koy teg rek ci xëy na ñàkk information ak ñàkk communication ah en tout cas ñu ngi leen di encourager waat bu baax yéen waa Croix-Rouge. merci beaucoup Abdou Khadre monsieur le préfet fi ma doon waxee sànq mooy bu ñu naree perte temps ci toppatoo ñi nga xam ne ñoo nekk ak seen sago di leen toppatoo ci wàllu wér-gu-yaram bay toppatoo waat tamit ñi nga xam ne nii jóge nañu fii ba ñu war a lijjanti nuñ leen di dencee dinañu perte temps te feebar bi moom mu ngi fi xëy na allié lay wut ci genre polémique genre werante yi nga xam ne mën na dox ci suñu biir ñun askan wi. waaw Ablaye man dama jàpp ni peut-être lii cas isolé la parce que peut-être li mu wax foofu laay daanelee fi mu daanelee foofu laay commencer ñi nga xam ne ñoo ngi ci processus bi depuis waxuma sax depuis ay nit génn ci àdduna li nga wax également ma reprendre ko mooy féliciter waa Croix-Rouge parce que cuun mi bëgg ko wax mais 2 heures du matin 3 heures du matin ba tey génn nañ nekk ci terrain bi di waxtaan ak ay nit ci période bi nga xam ñoo ngi doon confiner les contacts di dem ci ay hôtel ñu jaayante loo xam seen sacerdoce ñoom bëgguñu sax ku leen remercier parce que loolu lañ jàpp ni mooy seen sacerdoce coono boobu ñuy daj loolu la médecin chef de district yi médecin chef de région ak personnel médical bi yépp di daj waaye dañ jàpp ni rek suñu réew lañ koy defal moo tax vraiment li nga wax kontaan naa bi félicitations yi sax génne ci yow parce que am ngeen neutralité en tant qu'observateur cas bi am nag jàpp naa ni cas isolé la parce que véritablement ñun de fi ñu njëkk dem yépp dans le cadre stratégique yi nga xam ni ñoo ngi installé ay comité de veille yoo xam ni fekkoon nañ sax installé nañ seen bopp waxtaan ak ñoom bala ngaa junj wax bi sax ñoom seen bopp ñooy ñaawlu li am fii et jàpp naa ni koñ ya mu amee kilifa ya fa nekk doon ay kilifa yoo xam am nañu baat ñaawlu nañ regretté nañ li waaye comme niñ koy àdduna moom dee def ak ay accidents yi ndaw ndawaan yoo xam da ngay jàll tirer ci ay enseignements avancés parce que nit bu génnee àdduna boo fàttalikoo même ñi nga xam dañoo génn àdduna ci Covid 19 bi mais seeni mbokk ñu newoon à l'étranger seeni mbokk ñoo leen ñaan ñu indi leen ba gouvernement accéder à cette requête là. kon loolu ku nekk boo amee sa mbokk ci njàngoro boo xam ni dugg na kër gu nekk mën naa dugg kër gu nekk bu fa duggee ñaan nañu ko yàlla mën naa faagaagal nit yaakaar naa ni erreur la rek ak peut-être manque de conscience civique wala riirandoo boo xam ni peut-être moo expliquer cela. mais
nit ku génn àdduna ñu defar ba mu gën a jekkee suturaal ko comme ni ko colonel waxee wut sapeur pompier yi ñoom ñu ànd ci service d'hygiène ànd ci Croix-Rouge ànd ci ñooñu ñëpp taxawu ko ba nga xam ne peut-être ay mbokkam dinañ ñëw teew ñaanal ko fekke nañ koy dencee ba ñu rob ko ci jàmm ak salaam ñu daal di delluwaat waaye ñooñu bu leen mbir mi tollul woon gisuma fu virus bay génnee ci suuf di dem d'autant plus que comme ni ñu ko waxee am nañu maîtrise aujourd'hui chaîne de transmission fi ñu toll coow li comme ni nga ko waxee mooy rompre la chaîne de transmission fexe ba nga xam ni wàllaate bi dañ koy dagg daal di koy dog ba effort yi état bi de ci wàllu traitement mu mën a sotti parce que wolof Njaay nee na bu fukk di suul fukk di gas fukk di suul kan dina am poussière ay bari rek kon fi ñu toll jàpp naa ne daal lii erreur la peut-être amaana dans ces zones là c'était la première fois peut-être ñu am enterrement koo xam yàlla dafa dogal mu génn ci Covid parce que choléra jaar na fi tuberculose jaar na fi ay maladies yu bëri yoo xam ne daan wàllaate jaar na fi sa teewul daan ko def ci kii waaye xam nga trop d'information quelquefois day indi ay interprétation nit ki day yaakaar ni li mu xam mooy noonu fekk erreur la en tout cas comme ni ko sama naataangoo préfet waxee am na loo xam question de responsabilité bu ñu sañoon nag kenn du nekk dans cette posture mais lii moom nguur gi da ciy jël ay matuwaay yu mat sëkk jàpp naa ni comme niñ koy waxee yoon moom ñëpp la fi nekkal danañ la yee danañ la kii waaye nag bu ne yee ba sonn yeewoo ñu yar la teg la ci yoon parce que am na loo xam c'est grave man mënuma comprendre ay volontaire Croix-Rouge ay personnel sapeur pompier période boo xam waxuma sax Covid bi mais am nañ leneen lu ñu tal nit ñi nekk ci loolu yow nga toog tëdd ci koñ ñuy rob nit nga naan fii du fi amee fekk yow moomoo sëkk moomoo feneen dafa daal doy waar ñun daal ñaan nañ yàlla lii daal na yem foofu nit ñi mën a avancer comme ni nga ko waxee gën a góorgóorlu parce que man jàpp naa ni challenge bi ñaax bi mooy rompre la chaîne de transmission fexe ba nga xam ni cas yi nga xam ne moo ngi am ci kër yi di continuer mu wàññeeku ba nit ñi mën a tal gën a tal faj bi gën a renverser la tendance incha allah bi yoon sax li tax ñu taxaw ci xam nga am na loo xam ne jàll na fi yu bari bu ñuy jàpp chaque fois ni cas isolé wala erreur la du permettre ñu régler problème yi parce que am na cas yu bari yoo xam ne jaar na fi ci kër gu ñu ne doomu jàngoro bi feeñ na fa waa koñ ba singali ñoo ñëw ci stigmatisation ci li nga xam ne ci seen sensibilisation moom ngeen di wax ñu moytu ko gis nañ doomu jàngoro ji fu mu feeñee aussi ci école waa école ba ci kaaw notamment Touba ba gis nga ko ba ci loo xam ne ci kilifa yi la décision autorité war waaye nit ña di bañ école ba sax doomu diw di ñëw alors que du seen responsabilité gis nañu aussi ay sapeur pompier yoo xamante ni ci liggéey bi la ñu jàpp ni la leen lii dabee fa ñu leen yóbbu pour faj leen askan wa génn ne du ci dal xëy na moo tax lii aussi bii bu ñu bàyyee mën naa jur leneen donc defe naa ni li ñu fi wax tey nit ñi dégg nañ ko te xëy na jaratul tiit jaratul ragal ci koo xam ne nii dem na ba yàlla def mu génn àdduna ci feebar bi suturaal ko rek a ko war xëy na buñ ko doon suturaal sax te muy wàll sax danañ ko def ndax nit nag mujjanteel bi yëpp mujj bu rafet weesuwul loolu jóge fi ñu suturaal la bon bu loolu wéyee monsieur le préfet fi ñu jeexle parce que waxtu wi daj na fi mu toll nii sensibilisation bi wala boog prévention bi dañoo wax ni tey wax dëgg fa yàlla nangu woon ci kàddu gi mais ñu jàpp ni loolu la ñu ko delloo société bi ndax ñoom am nañu ci wàll boo xamante ni pour bañ système sanitaire bi déborder parce que waa Kër Docteur nee nañu bu rombee fenn fii xëy na dana leen dépasser ñu fexe ba bu mu fa yegg tey ci wàllu prévention bi sur le terrain démb suñu gan yi wax nañu ne ministre de la santé nee na ñëpp sur le terrain mais naka la ñuy fexee ba bu mu doon parce que sensibilisation bi nga xam ne ni moom la ñuy wax du caagan nañu tëgg ndënd wala nañu dajaloo parce que souvent aussi loolu mooy am folklore te xëy na lii loolu lay bañ wax dëgg fa yàlla naka la ñuy def ba. gis nga Ablaye. voilà dama lay wax mu yem ci sensibilisation sans pour autant mu déborder lu duut baaraam la. mbir mi lu simple la. Kër Docteur li nga xam mooy seen tâche principale mooy faj alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi faj gis nga ni ay la yéwén ñi nga xam ni wéer nañu ci mbir mi bari na macha allah. ñoo ngi koy sant yàlla. waaye li ñu bëgg mooy li ma wax sànq daal ni rompre la chaîne de transmission maanaam fexe ba dog buum gi nga xam mooy ndi wàllaate bi gën a bëri loolu mooy sunu principal objectif fi ñu toll buñ ko daggee rek mbir xam nga buy sax di saxaat. nga dem ba dagg ren ba rek la jot a féete kaw da nga ko mën a traiter rapidement ñu mën a dépasser naka lañ koy defee sensibilisation fi ñu toll tembe ji may wax ak yow nii presque bis bu nekk dem nañ ci à la base fa nit ñi dëkkee ñu dajale délégué de quartier imam
responsable des femmes muy bàjjenu gox yi relais communautaire agent Croix-Rouge président ASC waxtaan ak ñoom indil leen dajoor situation bi ñu nekk suñu objectif premier mooy li ñu naan stigmatisation maanaam bedd wala joxañ amoon na fi bu njëkk ba këru njëkk yi boo ñëwee yëpp koñ dañ naan la boo jàddee fee kër corona kër gi ci tegu comme corona dugg na fu bari ku nekk yaa ngi commencé yeewu daal ne ah waaye man mbir mi may wax kat man na maa dal mën naa dal sama nawle donc déjà am nañ yaakaar ni stigmatisation bi nga xam ñoo ngi ko doon daw daan ci am résultat yi am solo la ca des lan la waa kër docteur joxe nañ li ñu tuddee geste barrière loolu mooy sunu challenge fi ñu toll virus bi donte li moo ngi fi du jóg di dem fenn ñun ñoo koy yóbbu man naa koy jël yóbbu ko ci diw wala diw yóbbu ko ci diw li nga xam ni waa kër docteur santaane nañ ko bu ko ku nekk defee ci sa kër def ko ci biti waa quartier ba ànd ci rapidement parce que li doy waar ci feebar mooy xam nañ temps d'incubation bu ñu façon suñu ndigg ñun ñëpp rek def benn opération coup de poing sur 2 semaines 3 semaines weer rek di nga commencer sentir que kaa yaa ngi dese ku feebar bañ a am kersa bañ a am gàcce mën a détecter wu rapidement daal ni man kat am na lu yëg boo xasee ba yëg dara bu fekkee fekkoon na ma may takk masque mais du ma wàll kenn fekkoon na ma may raxasu du ma wàll kenn bu fekkoon na maa ngi dand également samay nawle du ma wàll kenn xam nga kon ko waxu benn kaala bu ma demee faju mu féete boor communauté yooyu nag la ñu engagé parce que maa ngi fàttali ni ngas jaaroon na fi Ablaye mu metti lool choléra jaaroon na fi sibiru bii daana faagaalu lu bëri waaye ba ci communauté yi àndee nit ñi comprendre que lii du feebaru kër docteur kese moustiquaire ku nekkee am ciy tëdd nit ñaa ngi éviter di taaj ndox nit ñaa ngi góorgóorlu ci salte bi loolu la ñuy def fi ñu toll nii sa ñoo ngi ciy xar ci nu tàggatu pour le cas spécifique de Dakar nag man dama décider bëgg a fexe ba lancer programme bu am solo daal ni chaque Dakar a un masque parce que kilifa gi joxe na ay ndigal masque yi ñuy def gouvernement Sénégal je crois commandé nañ presque 10 millions gisee école yi nga xam woon nañ tijji ministre de l'éducation nationale fexe na ba incha allah rabbi ñi ciy liggéey yëpp daan def ay masque buñ ko takkandoo rek virus bi daan ko mën a tànc ci benn place ba nga xam ku feebar rek la ñuy jël yóbbu faj mu daal di jeex incha allah rabbi am na ay kilifa yoo xam ni li ko commencé ministre de l'intérieur ministre de la santé jox nañu ay masques yu am solo ba nga xam ne fépp fu ñu dem ba waxtaan ak ñoom ba ñoom ñu d'accord ci mbir bi ñoom ñooy jël la ñu amakus néew ñu jékk ci ay masques jox leen ka fa am tuuti koo xam mën naa jàppale ndawleem parce que Ablaye feebar benn cas la woon bu ñu góorgóorluwul ba mu jeex takk tant que benn cas am na fi ku yaakaar ni yow yaa ngi sa sécurité bopp ndax nga sa bopp kon nag mbooloo rek mooy doole mbooloo la ñuy ànd communautaire du folklore du tëgg du dara donte leen loolu mën na am ñoo xam dina leen sensibiliser mais dañuy seet ci leader yi ñi nga xam ne am nañu baat ca fa ñu nekk lu ñu wax nit ñi mën ko ànd waa quartier ba waa koñ ba àndandoo nee naa ci benn quartier démb bi moo dee yéen waa quartier bi boo leen ne ñun de suñu quartier bii ku fi dugg ku fi dëkk ku fi fanaan ku fi yeewoo doo tàqalikook sa masque da nga raxasu heure boo mënee di nga dàndante bu ko nit defee ci kër mu génn ci kër ñu def ko ci quartier ba mu génn ci quartier ñu def ko ci commune bi incha allah bi fas nañ yéene Ndakaaru parce que li ma wax gars yi nee naa leen demuñu Korité ñun bëggoon nañu dem waaye intérieur du pays nammuñu ñu kon nag waa Dakar nañu jéem a takk suñu ndigg daan nañu góorgóorlu ba nit ñu doon xoolee peut-être naan feebar baa ngi Dakar ñu góorgóorlu ba ngir def nañu quartier yu bari ba léegi tegguñu incha allah rabbi am nañu yaakaar dinañ jot des quantités de masques fekk ci li nga xam ne état bi dugal na fekk ci waa commune yi ñu dugal ak bonne volonté yi ba nga xam ci ab diir incha allah bëgg nañ benn Dakar waa du dox fenn même ci biir këram bu dee moom ak suñu borom kese sa takkul masque boole ci raxas boole ci dandante ñett yooyu bu ñu ko defee mu doon un message fort boo xam fas nañ ko yéene continuer ci li ñuy nekk démb ñoo ngi woon tey ñoo ngi woon Yoff démb ñoo ngi woon xaar yàlla def nañu jëppal def maanaam bu ma limee juum presque quartier yu bëri ñoo ngi koy continuer comité yi taxaw na la ca des na mooy liggéey fexe ba daan corona comme yéen li ngeen koy wax seen télé bi pour que rapidement situation bi ñu am ci Dakar parce que Dakar nag bu dee capitalu Sénégal. nee nañu fi la raay bi téenee nag. fi la raay bi téenee mais Ablaye dama bi gis nga keroog bi ñu kilifa gi wooyee daal ni sas nañ leen dama toog samay collègues man leen gars yi on joue notre casquette maanaam loolu day wane ni engagement boo xam ni jaral nañu lu ne jaral nañu xëy di liggéey suba ba suba dikkaat bañ a noppal sa loolu sax dañ ci fekk waa kër docteur parce que li may wax également lu nit mën a dut baaram nag waa kër docteur muy médecin chef de district yi wax fa dëgg yàlla ba mbas bu duggee léegi yendal tudd noppaluwuñu
kon nag ñun population am na njukkal bu ñu leen war a sa njukkal bi lan la Wolof nee na ku ne la sangul sa taar la bëgg na nit ñëpp daal di dikkaat di takk masque yi c'est important geste barrière bu am solo la lu mu metti am diir la rek nañ koy takk booy génn fooy dem na nga koy takk moytu dajaloo bi c'est important ndegam julli gi nga xam ni wala dem église nit ñi d'accord nañ ni lii c'est rendez-vous la boo xam yaa ngi ko ak sa borom ñenn ñi daan ñun tëj nañ suñuy jumaa ñiy julli daan nañ dàndante ak sa borom nañu respecté loolu la ca des raxasu nag moom ak kii soxlawuñu lu bëri loolu yaakaar naa set également c'est déterminant en tout cas ci département de Dakar incha allah rabbi pour daaneel fas nañ yéene ci diir bu ndaw incha allah lu ñu am ci ay masques injecté ma profité remercier am na ñoo xam ne peut-être dinañ ñëw ci occasion bi. yëkkati nañ ay quantité yu am solo ci ay masques incha allah fas yéene ñu koo jox pour ñu jox ko askan wi fekk ci ñi nga xam ci askan wi lañ jóge dana dem ba nga xam ni incha allah rabbi fii ak début de semaine prochaine daal bëgg nañu kuy génn sol nag yow mi siise boo génnee solo masque bu soobee yàlla waa police jàpp la daal lay dóor waaw ñun nag ñu ngi góorgóorlu ci masque yi wax dëgg fa yàlla même suñu invité yi fii jaar yëpp wax dëgg fa dañuy ñëw ak masque ñu wax ko aussi parce que souvent dañuy gis ci télé bi rek nit ñi soluñu masque mais nit ñi dañuy sol masque li waraloon duñu ko sol fii wax naa leen ko waxati leen ko parce que ñu ngi respecté distance sociale waaye tey moom nii la ñu mujjee monsieur le préfet gars yi ñoo ma doon remboursé 5 minutes yi ñu ma jëlaloon ci début émission bi waaye mujj nga koo jël far pour conclure médecin colonel Moussa Dieng Sarr waaw une minute rek ma remercier également 30 secondes rek sañ naa ko ñaan sama sàmbeen mooy gouverneur de région muy ministre de l'intérieur ak ministre de la santé parce que jéego bu ñu teg également dañ koo teg ci seen ndigal loolu bu ñu amee lu ñu mën a def également ñoom ñoo ñu dooleel engagé ñi nga xam ni ñooy fonctionnaires yi nekk ci département de Dakar sous-préfet yi agents yi ñu commencé ko suñu bopp ba nga xam ni lépp lu ñu digle bu ñu ñëwee dañ koy fekk ñu koy appliquer suñuy bureau ak suñuy kër ba nit ñi mën ñoo topp parce que njiit loolu lay jàpp. mais monsieur le préfet du ma bàyyi noonu nga dem li xew Liberté 5 démb wala barki démb vraiment ci enseignants yi dem raj-rajloo bi bon loolu quand même lu waroon mun a ñàkk la ak taxawaayu commandement beeg yëpp. parce que enseignants yaa ngi dem dans les régions finalement ci point de départ bi mu demee noonu. Ablaye c'est le mal sénégalais neexut a wax xam nga tubaab nee na séntu asamaan jeex te buuxante ñëpp inscrire nañu car yaa ngi nii bus yaa ngi nii toogal taxawlu mais loolu day loo xam ni du benn fan du ñaari fan peut-être ab diir la boo xam ni parce que c'est à regretter bu fekkee man mi jàngalekat naa jàngale naa lu mat fukki at ak yu tegu c'est à regretter effectivement mais ñaan yàlla rek comme on dit bu yoon jeexul waaxu sur du jeex nañu continuer rek mais c'est également des attitudes yoo xam ne lu ñu regretter la. médecin colonel Moussa Dieng Sarr service d'hygiène rentrée scolaire bi sax defe naa ni waxoon nañ ni dañuy désinfecter fépp lépp mat ana yan jéego ngeen ci dox lépp mat na parce que aussi parents yi toog lii gën a dalal seen xel li seen xel di dem sax mooy ñoom toppatootuñ seen bopp mais seen xale yi war a jàngi école ci nekk classe d'examen war a reprendre mardi xalaat la tey bu weesoo désinfection fépp mais école yi tey ban taxawaay lañ ciy am xam naa ni du gudd nag parce que waxtu wi wéy na fi mu toll nii. voilà c'est ça xam naa ni juste pour wax la ne rek bon préparation rentrée reprise cours yi le 2 juin pratiquement service d'hygiène tamit vraiment bokkoon na si daje yi nga xam ni doon nañ ko fa waxtaanee et disposition yi nga xam ni tamit arrêté woon nañ ko service d'hygiène vraiment mi ngi si béy waaram si lu mu si mënee donc pratiquement sur l'étendue du territoire national dans toutes les régions les brigades d'hygiène ñi ngi à pied d'œuvre pour traiter les écoles dans toutes les 14 régions du Sénégal donc pour dire que ni c'est pour accompagner vraiment processus bi nga xam ni protocole bi nga xam ni moom le ministère de l'éducation nationale posé pour les écoles juste peut-être bala may terminer également bon ma fu wax rek comme monsieur le préfet wax vraiment di delloo njukkal tamit sunu kilifa réew yi sunu kilifa réew bi at vraiment ñëpp ministres yi nga xam ne ñu ngi ko si jàppale si liggéey bi nga xam ni bon vraiment si seen i digal la ñuy doxee di dellu tamit di ñaaxaat population sénégalaise maanaam sunu mbokk compatriotes yi si vraiment message yi nga xam ni monsieur le préfet vraiment du ma si dellu si parce que bon vraiment dem na si de long à large par rapport aux gestes barrières yi nga xam ni moom la ñu war a dëkkee fii ak feebar bi ñi koy génn si sunu biir réew lu ma si yokk rek tuuti lay doon mais tamit am na solo parce que xëy na duy fekk mu nekk si sunuy message yi ñuy def tous les jours
mooy appeler les populations si seen biir kër yi muy Dakar dëkk yi nga xam ne yëpp feebar bi mi ngi fi ñuy désinfection in situ c'est-à-dire à l'intérieur seen biir kër yi dama leen jox technique bu yomb boo xam ni mën nañ koy utiliser avec un produit domestique boo xam ni moom mooy eau de javel bi ñuy jaay dans le commerce à 8 degrés colorimétrique bu ñu ko jëlee boo si jëlee nattee benn kopp nga jël natt si kopp boobu ñetti yoon ndox maanaam boo jëlee benn part eau de javel boobu nga jël kopp bu nga koy nattee wala butéel bu nga koy nattee nga natt si ñetti yoon ndox nga mélangé ko dina la jox concentration de chlore boo xam ni fu mu fekk doomu jàngoro bi dina ko faagaagal suñ koy defar mën nañ koy defar di si nettoyer seen biir kër yi maanaam bu fekkee ni dafa nekk plancher boo xam ne ay karol ak yooyu ñu ko koy mélanger di nettoyer serrure bunt yi nga xam ne dafa nekk ay surface yoo xam ni voilà buntu frigidaire yi kaw table yi et cetera en tout cas ñi koy farlu di gas def kooku bu fekkee def nañu solution bi nag bu weesoo benn fan nañ ko tuur parce que chlore bi dafay dem mais buñ si dëkkee yaakaar nañ ni plus le respect des mesures barrières yi leen di digal yaakaar nañ ni chaîne de transmission bi dinañ ko mën a rompre le plus rapidement pour que feebar bi mu génn parce que waa kër docteur bu ñuy gérer maladie yi si biir kër yi donc transmission bu nga xam ne mi ngi am dans la communauté bu ñu respecté mesures yooyu yaakaar nañ ni feebar bi dinañ rompre chaîne bi et puis mu jeex fii Sénégal encore une fois vraiment di les remercier et si di massawu aussi nos collègues de la Croix-Rouge yi nga xam ne aussi ils ont été vraiment victimes de quelques violences mu nga xam ni c'est dû à une incompréhension avec les populations. jërëjëf colonel Moussa Dieng Sarr ma fàttali la ñu waxoon préfet sax mën na ma cee jàppale bi yoon. namm nañu aussi service d'hygiène. nekkaat ci gox yi na mu nekkee woon bu njëkk. vraiment di en tout temps. service d'hygiène di dox di xool ba ci alamaan nit ñi sax parce que loolu gisatuñu ko service d'hygiène xëy na war na delluwaat ci place boobu je pense que bu ñu jógee ci corona bi comme dañoo bëgg rek bu ñu fi jógee jàngat loo xam ne njariñ la monsieur le préfet information ma yokkal la rek parce que yaa ngi doon wax nit ñaa ngi wér effectivement li mu ñu wér 1688 la tollu tey moo ëpp sax li mu ñu tëdd ci kër docteur ñi tëdd kër docteur ñu ngi toll ci 1622 kon li mu ñuy wér yàlla na yokk li mu ñuy dugg ci protocole de traitement bi et de soins yàlla nay gën a wàññee kon léegi feebar bi jóge fi ñu leen di gërëm bu baax monsieur le préfet loo ci dégg daal sol masque ak wax 1h30 metti na waaye nag dinañ ci sax dinañ ci sax merci de nous avoir suivis ëllëg incha allah suñ beneen jotaay point corona à 16h30 ci kanam programme télévision Futur Média les éditions